وهب لمن به ينادي ما يروم رب بنوح وبإبراهيم لفر صنوبي وفي رجيما وكن بموسى وبجاه عيسى وأحيني دنيا وأخرى موسى وبمحمد رسول الله عليه خير صلوات الله ثم عليهم ليهدي مانا قد ساهد الإسلام والإحسان بحرمة الصديق والفاروق جبلية الإخلاص والتوفيق بحق عثمان أقم النارين وبعلي والد السبتين هب لي في دنياي وأخرايا النور والحلو والمزايا بأقد العداء وبزبير راقصات النجم من دير وبسعيد وابن حوف النجم من كل ما أخافه من فتن وبأبي عبيدة ما يفيد إلا جنابي وفي عني ما يبين بحق حق الله لجل الحمد أي ولد الحباس كسر علمي بحق حق الله لجل عمرا عني ابتداء بل ما يجر ضررا وبن مسعود وجاء السلام خن البلاء وقررا di nuyu bu baax Serigne Djili Abdoul Khadir Niang moomu kenn la Serigne Touba ak Serigne Djili Ba ñu ngi leen di ziyaare bu baax ak Serigne Mamadou Gueye moomu mu àndal waaye di nuyu ahlu Khadim yee toog xam naa mën naa ko jaare ci ceddo ñoom wax naa leen léegi ne yéen moom seen image ku ko gis rek automatiquement day am lu daal di daw ci sa xel am loo yëg muy sëñ bi ci li ñu titre fee wax kenn du sëñ bi di nuyu sunu naatangoo yi sunu bokk yu baax yi nga xam ne dañoo wuusi si jataay bi al oustaz Ahmadou Mbaye Mohamed Mbaye mais ñoo ngi koy nuyu ak oustaz Ndiaga borom Arafat ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax waaye fàttewuñu sëñ Abibou Mbaye RTS moom jàngkatu xasida la mas na ma daaneel jël bu métti ci benn rajo YouTube bu mu doon jàng Pape Djibril noo ngi leen di nuyu bu baax di nuyu ñi fi teew ñëpp di nuyu it borom kër gi nga xam ne tey moo taxawal lii lépp te am ñu ko àndal liggéey bi muy Alaaji Mbacke Faye di ko nuyu ñaari yoon di ko nuyu réew dëkk bi di Ndakaaru ginnaaw moom la fi sëñ bi teg moo fi yor kàddu sëñ bi kon mën nañoo jël nuyoo kilifa yi fi nekk yëpp jaarale ko ci moom teg ko ci loxoom waaye sëñ Jibril Ndaw moom it di sunu waaye nu ngi koy nuyu Baye Cheikh Balla Samb nuyu ahlu xasida yi sëñ maam mi doon jàng léegi macha allah njàng mi am na solo lool kon noo ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp xañ na lu des ci kii bi noo ngi koy jégul baax a baax yow na ngay jàmbaar ci yoon wi ñu waxtaane sëriñ bi su ko defee waaye dañuy def bu ñuy def waa kenn du sëriñ bi kuréel bépp maa ngi leen di nuyu di ci jiital ma cuun bu ma ko nuyoo nuyu naa ñëpp sunu yaay soxna Awa Sow yóbbaale na soxna yëpp waaw yàlla guddal seen fan dolli seen tawféex li ngeen nu soppe di sëriñ bi na ngi ñaan sëriñ bi yàlla bu na mooy dara ci sëriñ bi lépp lu nekk sëriñ ko dëgg la jërëjëf kontaan na loolu ñu ngi leen di sant di leen gërëm jërëjëf sëñ Ablaye Diop Bichri ñu gërëm la bu baax a baax ci nuyoo yi xam naa bala maa ñëw ci présentation yi ndax xam ngeen ne tey émission bi wéetuñu ci li tax wéetuñu ci mooy tey dañu invité ci télévision yi ni ma ko waxee ci bi ñuy tàmbali ay kàngam yoo xam dañu ñëw pour fas yéene bokk ak ñun li nga xam ne mooy jataay bi wax naa ko léegi ci sëñ Abibou Mbaye wax naa ko léegi ci ku mel ni Pape Djibril Fall wax naa ko ci oustaz Mouhamed Mbaye wax naa ko ci oustaz Ndiaga Seck waaye ñi nga xam ñoom dañu leen invité ci plateau ñooy invité spécial sëriñ Djili Ba Abdoul Khadir Madialis sëñ Abdoulaye Boussa Maram sëñ Thierno Mouri Sadiq sëñ Omar Bamba Diop di ziare baax sëñ Fallou Sey Lambaye Couture tey nag xam ngeen ne plateau bi danaa def loo xam ne nii sax xam naa ne ñëpp danañ jàpp ne sax noonu la waaye dama daan dégg ñu naan jaamu sëriñ Sall daana wax ne ak cant dana nuroo woonu sëñ Jili ñang kennal sëñ Touba keroog bi ma ko yëgalee plateau bi daf ma wax ne ma lu wax gi nga ma ko wax rek mbub mi ngay njëkk a sol maa la koy jox waaw ma ne ko nag ne ma nag damaa bëgg nga sol ko muy garaat moo tax ma sol ko waaye sëñ
sëñ Cheikh Niass Fadal Couture ma nga nële toog émission bi waxtu wu ñuy tàmbali rek daf may wone ma am nga fi laxasaay ba ma ñëw ba pare rek ngir Amidou nag ma baax njuumte day dab nit damay nuyoo te man dama nekk nit ku jotale yére bu rafet bii ma sol soxna su baax suñuy wax soxna Absa Kebe bëgg loolu sëñ Fall mu nga dëkk ci Géejawaay tolloog cité des enseignants moom Fallou Couture waaw Fallou Couture moo ko moom foofu soxna su baax la démb ci ngoon la ma woo ni ma damaa bëgg plateau boobu maa lay ñawal sama 5 francs déggu ci mooy jënd tissu moo ko ñaw jox ma ko ak nag désintéressement yàlla sàmm ko te dolli ko xéewal yàlla itam nuyoo jongu Couture ndax moom it ñawal na ma ñetti mbub ma ne ko rek mënu ma sol lépp waaye naa ko bàyyi ba yeneen jotaay maa ngi koy nuyu di ko sant di ko gërëm jërëjëf sëñ Ablaye kon bala ñoo tàmbali ci présentation yi wax nga ko léegi ci sëñ Mamor soo gisee moom it ñu wax na ko tey ci siti Serigne Touba yi moom lañ ci tànn honoré ko dañu dem màggalu Touba salaam may waxtaan ak moom ci ñuy yëngu ci yoon wi 32 minutes émission wu ñaata heure 6 heures 1 heure 15 secondes 6 heures 10 minutes 15 secondes 32 minutes xaaleen ma taxaw fii siyaar leen ba pare salaam asalaamaaleykum xaaleen ma def nii si ginnaaw daa am lumière voilà nit tane na salaam asalaamaaleykum yéen ñëpp ku si nekk si turam ak santam di leen jox seen wàccuwaay xam nga di leen naan yàlla na leen yàlla defal jàmm nu commencé waxtaan bi si bismillahi rahmaani rahim daal di ko pare si alhamdulillahi rabbil alamin comme nu ngi koy defee saa su nekk waaw gars yi nee neen kenn du Serigne Touba mën na leen ndokk dajale woon ne nekkete yoo seen liggéey day gaa toog ne noonu 32 minutes bi lépp lan la santante waaw diw mooma may lee diw defal na ma cadeau waaw sant naa diw mooma jox lii te xoolu si dara intéressé waaw diw ñoo ngi koy gërëm waaw diw tamit kii waaw diw kenn du Serigne Touba leen wax de lépp si ay gërëm la nag ay gërëm ay remerciement ay diw mooma may lii diw defal na ma lee ke intéressé wu na ne ke jox na lee diw joxe na ke oto bee ne génnoon na fee diw may na ma essence kiw jox na ma caabi oto diw kii loolu lépp si sant Serigne Touba kenn du Serigne Touba ay dooma xaraam ñu dajoo ñoom ñëpp toog noonu naan kenn du Serigne Touba mooy dooma xaraam yoo xam ne tey toog du duulal Serigne Touba di si dund léegi nag ñëw neen nag ba toog nag ne neen duñ koy delloo ab cant ak ngërëm ñëw toog naan waaw kenn du Serigne Touba ndokk su ngeen nekkee ay vaurien si biir dëkk bi ay lâche ay illettré ay con stupide que vous êtes mënuloo leen dara seen bopp mënuloo leen gis les deux bouts ngeen dem jàpp ko si benn pas un vieillard di ko fenal di duul la ngaamu di toog ñu leen si may essence di leen si jox oto di leen si ñawal doomaraam bi moo ngi toog il est tout fier de dire que c'est une femme moom moo nekk fële moo ko dégg muy dem émission jël xaalisam jëndal ko tissu ñawal ko jox ko ne ko dem il est fier un gros gaillard comme ça un gros gaillard il est fier et il remercie na et dire nag xam nga ça intéressé ça xaar dara au retour maa da faka un gros gaillard comme toi yow mënoo jëndal sa bopp tissu mënoo ñawal sa bopp ay kii di toog di xaar ay jigéen di liggéey ba di yori salon di la yore ay atelier yow di kii mais c'est la merde moo tax nee naa la ñii nag lii leen bëgg mu nekk benn affaire boo xam ne ni que mooy sunu royukaay dem leen dajaloo ñoom ñëpp Bisiri Mesere Lana Dondono Tontodo xawma lan tous ces gars ak seeni mais je ne sais même pas seen tur yi ñoo njëkk a ñaaw xawma fa leen ko fore gars yi ñëw dajaloo et pourquoi raconter encore de la merde nekk fi di wayaan ñëw teg ko si ginnaaw lan nee neen encore woo kenn du Serigne Touba nu leen di xaar nu wax xam-xam nu leen di xaar nu wax xalaat nu leen di xaar nu ñëw matale dara wala sax ngeen tontu yi wax fu julli yi wax seen 33 famille wax si cimetière yi nekk si biir jumaa yi nekk si leneen gars yi ñëw toog xam nga la la ñuy expliquer nit ñi nen déglu ay waxu dof naan nit ñi ay di yëngu ci diine ji te xëy na ñu war a am ay keno ma ne ko suñ mbokk mii Sëñ Abdoulaye Lam day amagul oto bu mu dawal mu ne ma loolu de su ma ko xamoon def naa ko bu ñibbee Ndakaaru xoolal parking bu la neex ma wutal ko fa
ma ñibbi si mu ne ma loolu yëpp day yéex wut naa ko ba noppi waxuma fu ma lay fekk ma jox la ko nga yóbbul ko te bu ma ci fekk loolu def na ko moom mii ngir sëñ Touba toog nañ fii di waxtaani sëñ Touba man ak sëñ Abdoulaye Diop Bichri mu taale otoom këram sol abbaye vers minuit ñëw gaare ci buntu télé bi andi fi ay millions daal di toog daal di ne damay toog di leen seetaan ma xam ne lii ngeen def ñun ñu sant Mbàkke la waroon kon yéen ñi koy def di ay ndaw ñun dañoo war a jóg fekk si leen ci man ne ko da ngay toog ci plateau bi mu ne ma pour bañ a génn ci plateau bi moo tax ma sol abbaaya ku mel noonu sponsor la ci liggéey bi nga xam ne ni mooy moom la ñu liggéeyal sëñ Touba sëñ Gana Messere Maxtaar balaa maa ñëw ci journaliste ndax sëñ Jibril laa njëkk ba sëñ Jibril Ndaw laa bëgg mu njëkk nu ma ko waxee kenn du Sëriñ Touba waaw soo toogee di duul nu la ay millions di la fekk si ay oto kii ay affaire yooyu noonu kenn du Sëriñ Touba lool ngeen déglu poser question wax naa léegi bi may jox sëñ Abdoulaye Diop Bichri na ko dem dikk ñu ngi nuyu bu baax alaaji Serigne Cheikh Diop Mbaye wax naa léegi bi may tàmbali li tax ñu choisir ko moom man maa ngi jéggalu tamit quoi damay poser benn question ñoom ñëpp a ngi alaaji wonte seen biir alaaji bi ñoom fan lañ ko jëlee man sama alaaji bi du ay foo de sama alaaji bi du ay foo sama alaaji bi Safa Marwa waaw du ay foo de du ay affaire de for de saa baay daf ma ko tuddee ba pare jëfee ko léegi nag man loolu laa comprendreul ñoom ñëpp ku si nekk alaaji gay kii nangam alaaji Diop ñoom dañoo dem Màkka ñoom est-ce que dem nañ safar est-ce que siyaari ji neen yonente gi ñoom seen alaaji gi fu ñu ko jëlee ajaratu alaaji du ay caaxaan nag ku si nekk toog alaaji jiw alaaji diw donc léegi murit yëpp ay alaaji leen neex na ba pare c'est déjà ci plateau bi mu feggoo ak Serigne Cheikh Ngounda mooy taxawaayam ci sëñ Touba te dafa bëgg sëñ Touba nee na ma lu ma mën a am ci àddina nga waxal ma loolu moo gën ci àddina te tey dafa waroon jàngi fu sori waaye dafa xam ne plateau bi duma ko woon ginnaaw dem sëñ Gana tey dafa am loo xam ne soo ko waxee ñu ne shirk la ñu ne bokkaale la ndax jamono bi baatub kennal bi door a ñëw sax dañ doon wax naan kennal moom yàlla Gana Messere léegi sëriñ la de léegi sëñ Gana la ñuy wax sëñ Gana dégg nga de gënaat yaa ngi waaw sëñ Gana waaw lépp si toog fenal paa bi un vieillard toog di fenal benn paa di duul nekk na sa sëriñ de sëñ Gana lañ koy wax waaw wax nañ dëgg nag sëriñ sa duul ya sëñ sa nettali sa waaw comme Mor Mbaye lan la ay waay Cheikh Mor Mbaye lay doon xanaa ñoom ñëpp mënu noo nekk mën na la nekk sëriñ premier degré deuxième degré troisième degré nañ déglu sëriñ si lañ koy def ki ñuy wax ne dañ ko war a kennal Moustapha niveau bi mu am diggam ak boromam ndax fi mu yegg yàlla ak li ko yàlla defal te du ab yonent ndax wootewul ab yonent ma loolu yëpp day yéex wut naa ko ba noppi waxuma fu ma lay fekk ma jox la ko nga yóbbul ko te bu ma ci fekk loolu def na ko moom mii ngir sëñ Touba toog nañ fii di waxtaan nee na ma lu ma mën a am ci àddina nga waxal ma loolu moo gën ci àddina te tey dafa waroon jàngi fu sori waaye dafa xam ne plateau bi duma ko woon ginnaaw dem sëñ Gana tey dafa am loo xam ne soo ko waxee ñu ne shirk la ñu ne bokkaale la ndax jamono bi baatub kennal bi door a ñëw sax dañ doon wax naan kennal moom yàlla rek lañ koy def ki ñuy wax ne dañ ko war a kennal Moustapha niveau bi mu am diggam ak boromam ndax fi mu yegg yàlla ak li ko yàlla defal te du ab yonent ndax wootewul ab yonent wootewul ak wilaya wootewul itam ab mursal wootewul ne maa yàlla waaye fi mu yegg yàlla ak li ko yàlla def digganteem ak suñu borom sëñ Touba. jërëjëf sëñ Amidou. bismillah Alaaji Cheikh maa ngi lay nuyu yaa ngi door a agsi Alaaji Cheikh Diop sant mbokk yi ci léegi defal sëñ Abdoulaye Diop Bichri njaayoon na ko ndax sëñ bi rek la nekk nit ku baax la loolu moo wax moo nekk ci moom sëñ bi moom ku ne lañ mën a nax dóoru jëm des sëñ bi daal man nga am ci kaw mais doo am ci biir yooyu moom sëñ bi dëgg xal la ku jóge lakk bëgg lakk bañ lakk mooy sëñ bi la ca biir nag moom yaa ngi moom la te moom du benn nopp sëñ bi waaw kenn du benn nopp kenn mënu fa yàqal kenn moo tax mu gën maa neex du benn nopp waaw loo en nit mënu ko fa yàqal waaw loolu dafa am benn kii lu sew lu ma ciy leeral xam nga bu ñuy wax jëmmi bokkaale kii moom da caa jël sa boole xam nga nun lañ jàppe nooy bokkaale noonu nun ñu ko bëgg lañ jàppe ñuy bokkaale yaakaar naa yàlla bindul ko am fitu
di ko tudd lu ko nuru moom nun ñii nag jeex ci moom nga xam ne xameetum gauche wala droite ngir moom noonu la ñuy wax waaye ñoom waxtu wan yégee ne ñi ngi jàpp ne keneen am na ku dul yàlla rek ñoom ñoo bokkaale ñoom waaye nu nahnu lazina la naluusu abada illa bi rabbina huna duma qada bu sëñ bi bind doon dara luñ sukkandikoo lu mooy rek bind lahu lwujudu alladi qad saanahu qidamun maa albaqaai wa xayrullahi lillahi mu doylu waaw loolu defe naa fi la wéetal yàlla mën a yem yonent bi moo gën a rëy gën a màgg barki démb rek maa ngi ciy waxtaan Cheikh Abdou Samad moom son bi maa ngi koy siyaare bu baax di ko nuyu amiin barki démb rek ñu ngi ciy waxtaan ci bi muy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaa man bi am daa'ihi ta'tini al bushar yaa Mustafa yaa rasulullahi yaa Bachar yow mi nga xam ne ci tagg gi ma lay tagg ci laay amee mbégte yi may bëgg yépp li may sax ci ngëneel ak mbégte ci laa ko amee andil ko garaat yi yaa Mustafa yow mi nga xam dañ laa tànn yaa rasulullahi yow mi ñu yónni waaye nag li muy rëy rëy jaawalu ma de yaa Bachar mbindeef nga de doo yàlla de ki wax loolu rasulullahi kay keneen taxul lay wax yaay Mustafa yaay rasulullahi waaye yaa Bachiru de sëriñ bi léppam day suñu borom lépp sëñ bi suñu borom la amul lu muy settee ci boppam la mu jàppee boppam bi waxtu wu nekk mooy jaamu yàlla buy jaamoo yàlla ca na koy yàlla bëggee xam nga ñëpp jaami yàlla lañ waaye jaamoo yàlla na ko yàlla bëggee ku ko defal yàlla defal la loo foogutoon ne war nga ko am te ñuy bàyyi xel ne émission bi loo jombale sëñ bi ci daraja baa ngi jégalu na mais émission bi ba gànna di ñëw daa mel daa sëlmu de bii moom émission bi ba saa waay di ñëw sëlmu na woy sëlmu na saa waay émission bi sëlmu na un petit peu quoi xaw ma nag ñaata bët la sëlëm xaw ma ndax ba mu sëlmoo yeewu na bu baax ndax dina fa jaar yeew waa wala déet mais émission bi gànna ba muy dem sëlmu na xam nga Sénégal moom seen lislaam lu neex la fi ne arkaanul iman yëpp mën nañ koy jàngale gëm malaaka yi gëm téere yomal xiyam nañ gën a yëpp nag ci napp ñi ci bis pénc boo dee nangam mais imaanu bil qadar gëm dogalu bi yàlla ne nii sëñ bi mel yàlla loolu seen problème te saa yoo noppee gëm dogalu bi yàlla rek manqué nga sarti gëm te inna allah ala kulli shay'in qadir yafalu ma yasha faalun lima yurid léegi problème bi mooy nii sëñ bi mel boo nanguwul ne yàllaa ko ni def léegi indi nga ñaari yàlla yow ndax léegi kon fu yàlla nekkoon ba sëñ bi mel nii te ala kulli shay'in qadir day dàqu maanaam yàlla moo mën lépp yafalu ma yasha lu ko soob lay def yàlla moomu la sëñ Tuubaa amul jënn yitte ba connecté ci moom connexion boo xam ne amul déconnecté soxlawul lu dul moom déet moom xam nga sëñ bi dafa jaar ci yoon wi war a jaar xam nga sëñ Tuubaa bu jekki-jekki woon rek ñu ne Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul mu nekk miracle boo xam ne yi mu jëf yëpp mais xool fi ñu jaar sëñ Amidou dafa jaar fi ñu tudde fi doomi soxna yi di jaar waaw ba mu amee askan wu sell wu tedd ba noppi dafa jaar fi doomi soxna yëpp di jaar mooy wut xam-xam nga mën na jàng na ci keppaaru way juróom mën na jàng na ci keppaaru Samba Tukulóor Ka mën na jàng na ci tafsir Ndumbe mën nga ne jàng na ci Sëriñ bu Soobe nga mën a lim loolu mu daan bëgg téere di ko bëgg du ko am di joxe mbubbam ngir bëgg téere di wër réew mi ngir bëgg lu mu fayee téere waaw lépp ngir jaar ci yoon wi ñuy wax ci yoonu xam-xam ba nekk géeju xam-xam goo xam ne ñi mu jamono teel ñëpp nangul nañ ko ne kii kat jéggi na leen ci xam-xam ndax ci biir way juróom Serigne Mbacké Mor Anta Sali dafa nekkoon géeju xam-xam nekkoon université boo xam ne ci sowu jant ñu bare bari jànge nañ fi waaw te moom mujj na waxuma la mu nekk élève buy jàng ci daaray baayam waaye daa mujj di taalif ay téere ñu koy jàngale ci université baayam te baayam moom ña ko doon seeral bañ koy tagg dañoo tagg ne muy ki jëkk a tagg sëñ Touba mooy sëñ Mamar Kan Dingaraay moo jëkk a way sëñ Touba nga xam ne moom lii nuy wax naan kenn du sëñ beeg borom jamono réew mi Bàmbaa ko moom ak loolu ba mu koy wax moom fukki at ak ñett la sëñ bi am bàyyi ma ngi fi sëñ Mbacké moom sëli sa sëñ Mamar Kan Dingaraay ñu bari nangu lañ ak wilaayatoo ndax jihaadal na Cheikh Omar Fouti ba mu gisee sëñ Touba di ko tagg rek
dafa daal di wax melo yi sëñ Tuubaa mel bi yëpp melo waaw ak nos yu jàmm ñi ni mu nekk ci ñaari tënkam yëpp ba muy jeexal nag dana hada la Ahmada Bamba kaana walidahu bahrul ulum namiril ma'i mawrud nga xam ne nangu na ne kon bàyyam géeju xam-xam la woon moom mu ne fa bay taalif ay téere sëñ Moor di jàngale téere yooyu ci biir daara ji waaw ba mu ca noppee feramtulaay wut ndax bala ngaa sóobu ci yoonu tasawuf faaw nga jaar yoonu xam-xam ndax charia ji muy lamboo ba mu dikkee it jël yoonu tasawuf ku mu fi fekk si yëf daf la koo nangul awraad yi fi nekk yëpp mu jëfandikoo ndax wird yi yonent bee ko moom ci yàlla la jëm kenn na ko moomul kenn créé ko pour ñaan saw wird yoonu jëm ci yàlla la rek appayas bi dañ ko fee teg ku jëm Dakar bëgg a dem te am paas sa oto baa nga yéegal la lay tee yegg ci yow lay doon baa nga jàdd baa nga wàcc yoon wa waaye yoonu yàlla ku ko sóobu yegg xeebul kenn ña fa nekk ku ne saw yoon dala koo nangul jaar ca sant la gërëm la nga fekk ci biir ay mbindam mu boole ko di wéetal yàlla guddeem ak bëccëgam suba ak ngoon négul ba am bijaa wala sikkinam génn mu tàmbali taxawee guddi di jaamu yàlla ci juróom-ñaari at la doon naafila Cheikh Abdoul Bachir Mbacké wax na ko ci Minanul Baaxil Xadim te loolu am na naar bi ñox Ibnu Mualla da ko bind wax na sëñ Tuubaa ndeysaan comme ni ñuy dégloo wax bi nee naa la gaa yaa ngi sëlmu di yeewu ndànk-ndànk am na ay petits points am na ay affaires yu tëni mais gaa yaa ngi yeewu il faut les malins yàgg naa leen ne ñii gaa yi ñoo naan jàngunoo xamunoo ki nangam ñoo tey lu ñuy def jàng nen ba bëgg a dee ñoo gën a xam wax gi ñoo gën a dégg wax gi mais ñoom la neex ñu jël wax gi di ko manipuler di ko essencé di si boole leneen ak di konkonlu parce que lu tax luñ si am la luñ si gañe ngor gi leen amul xam nga mën ngaa jàng xam lu si ne mais soo amulee ngor guy dem ak moom ngor gu muy àndal Baay Faal ma ne la da ngay sonal sa bopp c'est zéro ñii nag ñoo tey lu ñuy def léegi tey delloowaat nañ wax gi du kenn ku dul yàlla yàlla mooy kenn kii wax gi mooy kii léegi suñu demaatee ba si biir nu dugalaat encore daan ne Serigne Touba yàlla la kenn du Serigne Touba benn d'abord gis nga incohérence bu nu def moom mooy seen émission ñoo ngi ko tuddee d'abord kenn du Serigne Touba titré ko kenn du Serigne Touba toog foofu noonu ñoom ñëpp jàkkaarloo ba pare bëgg a wax si biir daal di ne kenn du yàlla mais lu tax titré wu nu émission bi kenn du yàlla lu tax commencé wu nu foofu ba bopp ba mais kenn du Serigne Touba soo jëlaatee encore ne kenn du yàlla donc ñaari kenn appel nu ñëwaat encore ne kenn du yónnante gi comme encore ñetti kenn mais su kenn yi bëree Baay Faal fan lañ jëm a kenn yi kan la ñuy kennanteel wax gi ñoom gars yi ñoo ko tey ay imbécile leen ay mbaam leen nu jàppee ils nous racontent leur merde di ko tourner di nous manipuler comme des petits cons ils se foutent de nos gueules ñoo ngi titré cette émission kenn du Serigne Touba jàkkaarloo ñoom ñëpp toog daan ne duñ koy jàkkale doomu Serigne Touba yi ba pare daal di ñëw di fi wax ay naandu yàlla kenn du yàlla ay affaire de kii nangam mais ba ngeen ko xamee émission bi si boppam ngeen di tuddee kenn du yàlla wala ngeen tuddee ko gëm leen yàlla waaw wala ngeen def bàyyi leen fen bàyyi leen bokkaale wala bàyyi leen cirque xam nga comme ça nu xam ni que yéen waxuma leen yeewu rek de mais yéen ximmaliku ngeen comme ça marche mais vous êtes toujours gars yi ñoo ko tey ils essayent de xam nga de flouer les gens quoi du nuy fou d'essayer de tourner autour du pot jëma noo contourner si laaj yeeg wax yi léegi pour tourner bàyyi nu si biir yuuxu beeg laajte bi nu wëlbatiku jéem a defaraat seen toogaay ñëw ne ñun ñoo dof on raconte de la merde du ngeen nu fi ñun ak yéen du ngeen nu fi bàyyi on va se réveiller ensemble wala on va dormir ensemble yàgg naa leen ko wax de seen play game yi nii play mind yi ngeen di def du dox di ngeen assumer seen responsabilité génn nu def taatu ne nu ñëpp wa ilaa déggoo ma nu suturlu nu ñëpp looloo fi yam de looloo fi yam mais nekk fii di dof-doflu di raconter seen merde di jël di jéem a yëy nopp nit ñi di tourner di faire semblant si ay questions yu leen posé dès le départ plus de 8 mois bëggoo leen say tontu kenn bëggu say tontu gars yi wëlbatiku di saaga ngeen bëgg jëlaat encore histoire bu ngeen fenoon ba teg ko manipuler waat encore seeni réponse tourner waat wax gi mais du leen bàyyeeg bii du ngeen si génn xam nga la leen wax mooy yéen dafay ne ngeen waxu yàlla comme ni ngeen waxee noonu kenn du yàlla kennal ngeen ko yàlla wàccee na la alquraanu karim Serigne Touba jaamu na yonente jaamu yàlla topp na roy na topp bind na
comme nu ngeen ko waxee nekkoon na islam modèle wala un islam un disciple modèle wasalaam yéen a ngi comprendre bon léegi nu daal di ñëw nu ne leen bon xam ngeen lan mooy wax gi moom mooy 33 femmes léegi yàlla moom dès le départ du ma ne sax kii mais suñuy maam sax amoon na lu ëpp 33 booboo gën a dee ñun ñii di wax di laajte suñu xoolee si suñuy maam sax gannaaw amoon nañ ay maam yu amoon ay plus de 20 ñi am ay 33 ni kii parce que ay buur lañu woon ay ceddo lañu woon loolu leen gëmoon am jabar yu bëri am ay concubine am affaire yi teg c'était pas ay affaire yoo xam ne mooy loolu c'était là léegi islam bi nag ba mu ñëwee ça a lavé beaucoup de choses ça a enlevé beaucoup de choses donc loolu noonu à partir de là yëf yooyu noonu leen di laaj bokku na encore si lu yàlla yónnee woon yónnent gi mu boole ko si mission am parce que après lépp affaire yi stabilisé saxaaba yee gars yu amoon ay jabar yu bëri du leen wàññi lool ñëpp gars yi di wàññ ba affaire bi am ko te xoolal tey jii ni ñun wàññiwunu ba dese benn bàyyil nen nu ñeent yu ñuy wettali ko léegi nag wax gi nekk nu leen di poser question après tous ces siècles yéen seen baay boobu wala seen maam boobu ñëw topp yoonu islam wax loolu ngeen ne liggéeyal na loolu noonu lépp islam 33 jabar yi fan la ko jëlee lu ko si xiir lu ko si yóbbu nan la demee te nee naa leen 33 yi mooy ñoom seen bopp ñoom seen biir moo tax sañu noo génn daal di ko wax booy taliban yi wala booy ñuuxiti ñoom ñooy génn di saaga parce que daf leen a bett comme ñun ñii di ko laajte mais ñoom seen biir duñ ko mus a dénigrer duñ si wax duñ si sori parce que 33 yi ñoom ñoo ko recensé mooy ñoom lu nu nangul seen bopp yu nu daal di ne ok yii nee ni ko mais ëpp na ko am na ñu nu bañ am na ñoo xam ne que nee ni ko woo parce que ñoom ñoo gérer seen bopp ñoom ñoo def seen i affaire 33 yi mooy ñoom loo xam ne que ñoom seen biir recensé nañ ko sax ba ne ok lii ñoom ak tubaab bi ànd nañ ne ok lii mooy 33 yi mais am na yeneen maam Seera Faal kenn egseegul si ay affaire am léegi ñun nuy laajte lan moo leen si xiir en tant que ay nit yu ngeen ne ñoom danoo taxawal islam ñëw plus de 1000 ans après islam fu islam doxee ba tegu ba nit ñi di ko doxal ñoom lan na demee ba nu dugg si gaam yooyu noonu lu nga xam ni que Baye Fall c'est des choses yoo xam ne on ne peut pas le comprendre su c'était même au début de l'islam nu daan ne ok islam bi moo moqaguloon wala yegseeguloon si yenn territoire yi wala àggaguloon wala kii mais boobu moom Baye daara yaa ngi doon dox quoi ustaas yaa ngi doon doxal donc comment un soi-disant wali wala un soi-disant quelque chose comprendre lu ko te alquran xam yoon c'est laissé berner par xam nga les désirs charnels muy benn laajte la de yéen a wala expliquer comme ni nu ngeen ko waxee nu ngeen recensé woon génne waaw diw mammoor diw soto doom diw paaw diw moo jur diw yéen leen duñ leen di laaj léegi encore loolu lépp nu wëlbatiku si nan ngeen teg si ban xadis wala ban saar wala si lan moo leen jox autorisation wala fital leen ba ngeen di def ay néew si biir néegu yàlla ba yéen ngeen xam ni que jàkk ak juma ay néegu yàlla la këru yàlla ngeen fay def ay cimetière boo suul nit ñuy laajte parce que après tout xam-xam bi nu ngeen waxee noonu teg lan moo leen fital yéen tey ba ngeen wala dem jël lu naan néegu yàlla yi jël lu naan ay këru yàlla lu nu sàbbal yàlla di fa suul ay nit ñu dee lan mooy idée bi ba pare doyul di jël xaalis di ko fa sànni te sànni woo leen fa ay ñaan ay duwaaw wala leneen mais ngeen fay sànni ay koppar si fan leen ko bind si alquran wala si xadis yu ngeen xam wala si lan wala si loolu si suñuy jikko maamu ceddo yi la woon wala lan on s'explique am déet léegi boobu ba léegi encore si seen wax yooyu noonu de yéen a fi wax ne maam bi daa demoon géej oh moog tubaab bi xaw ma lan combat kenn xamul ban problème la am ak tubaab bi ba tubaab bi langal ko noonu man d'abord c'est un des problèmes bu ma bëgg a laajte pour mu leeraat encore si bopp tout le monde nu ñëpp nu xamante ko combat bu ñoom nuy wax ba maam di ko gagné ba mu amoon ko tubaab bi ba nuy xuloo parce que koy combattre am na loo tax ngeen jote
koy xeexal ba ngeen jote tout ça là problème bi nu mu réyee ba toll nii il y a quelque chose qui a soulevé le problème quoi bàyyi nen wante dëgg parce que Baye Niass Limaamu Laay ak ay déggooma de ñeneen ak ñeneen ñu ko fa jiitu ay waay ñoo ngi woon si dëkk bi Thierno Souleymane Baal Omar Fouti Tall Maba Diakhou Ba déggool ma voilà yaa wi des combats jote ne nag am na waay yow ñoom saa moori sax ñu nu def tubaab bi moo gën a metti si man lu ma xam lu nu naan Serigne Touba ñoom faat neen ay tubaab déggoolu ma la wax faat neen si xonk nopp yi ñuus neen si nokk si es dafa tàng seen combat ça c'est vu xam neen fa la mujj bon léegi pourquoi man loolu laa comprendre quel était le problème entre Serigne Touba xanaa dam daa jël si jabaru tubaab yi wala si leen parce que je ne sais pas tubaab moom jigéen moo mën a tax Baye Fall déggoo ma de jigéen moo mën a tax mu gaawantu jël ay kiyam wala nangam quelle était cette grande guerre ba ñoom ñaanu am ba tubaab bi teg y a un problème soit allié soit ils sont ennemis léegi ñoom ay ennemis leen ennemi boobu man nee naa leen ay allié leen woon man c'est l'allié qui marche le plus pour moi allié bi moo gën a make sense allié leen woon créer seen bagage léegi gars yi tourné nañ ko nee nañ ko léegi nag quel était le but du combat lan qu'est-ce qui a déclenché cette xam nga haine ak haine envers Serigne Touba et le blanc si benn nit kooku nan waxante dëgg affaire bi dem ba nga nekk di ko yow saa waay ma ne la da ngay yéemu sax yàlla yow sooy déglu yenn calamité yi nit ñi di ko génnee seen gémmiñ di am lu ñuy expliquer tey nu leen siy woo pour nu mën a jëw expliquer seen bopp expliquer ñoom seeni wax expliquer seen histoire buñ fi tegoon expliquer ñoom seen nar mu nekk tout un problème gars yi di jéem a wundeelu wax gi di tourner wax gi di manipuler encore les manipulables mooy yow nga manipuler ba claté au lieu nga ñëw leelu nga bëgg a manipuler waat encore le clatement mënul nekk pour ne pas sori si ay julli na sa géej ba ay kii ki nangam qu'est-ce qui a déclenché cette rage envers le blanc et Serigne Touba ñoom wal nañ ko mën a xam ba ñoom lu naan am nañ fa victoire rek diw amu fa victoire rek diw génn na fa kee génnul kee jaar na ni ñoom quel a été wala quel est le problème wala quelle est l'idée bizarrement comme ça le blanc se réveille xool Sénégal Serigne Touba di woote tarixa Limaamu Laay doon woote mu xool Abdou Aziz xool ñoom ñëpp nekkoon fa di woote mu seppi si xool si Serigne Touba moom daal moo ko si soof xool ko si ba mu neex ko eenal boo xam ne mooy lool pourtant ñeneen ñaa ngi woon si biir dëkk bi léegi nag ñoom pour pouvoir maintenant lu ñu koy waxati expliquer cette partie moom leen créé woon bureau ba sa Ndar nag parce que cette partie ça devrait être une histoire inexpliquée c'est ça maintenant moo taxoon ñu créé bureau ba sa Ndar bi pour pouvoir expliquer lu tax Serigne Touba nekkoon si tolof-tolof ñeneen ñi am jàmm mooy ñeneen ñi dañoo nangu lu tubaab bi doon wax nu lekk loo leen yàpp xaj nana nii nana nee nana naa toog comme ça les gars yi suñu xoolee ñee du naan ñee ay tapet leen woon yéen a nekkoon guerrier parce que yéen a bañ mais léegi tey tollu nañ jamono bam ñoom sax seen bopp contredire nañ ko feeñal nañ wax gi nee nañ wax nañ leen ko bu clair ni que bureau ba sa Ndar ay nar leen woon donc bon léegi ça ramène encore l'histoire am na wax bu waxuwul nen nu expliquer donc su nekkoon bureau ba sa Ndar ay fen leen woon te ñoom xam nañ bu baax lu leen di wax parce que Serigne Touba si boppam am na médaille léegi wax gi moom mooy quel a été le problème ba tubaab bi moom mu lonkal ko Serigne Touba kese daa di bàyyi ñeneen ñi il y a un problème moo tubaab bi kese bàyyi ba ñeneen nekkee ko nekkoon donc là maintenant ils doivent encore pouvoir nous expliquer ce incompris wala ce truc comme ce truc inexpliqué parce que man lu ma xam mooy Adolf Hitler sax ba mu jógee ba naa day jëw pour récupérer tout le monde on savait c'est quoi son but quoi ba muy créer guerre am savait c'est quoi son but keneen ak keneen tamit ba muy dem di andi coow ba si yaa xoolal
Yao Ping xoolal xam nañ c'est quoi son problème donc tey mënoo ñëw toog nga daan ne tubaab bi ak Serigne Touba am nañ problème jàppante ne yóbbu na ko exil andi na ko tourné na ko def na ko ni dee na sama bëggul bàyyi koor bi jàpp na koor bi suul na ko njaaree dugal na ko fii te y a pas un élément déclencheur c'est du faux y a un élément déclencheur c'est quoi donc ay complice lañu woon c'était une manœuvre parce que soo xoolee Serigne Touba sax moom jamono jooju gars yi ñooy wax de mais man ba tey jii nii gisaguma nu ne jamono jooju noonu ñoom ñu nekkoon en tant que chef religieux ay réunion yu Serigne Touba dem wuy ji wala dem dajejeeg gars yi bokk si seen i kii wala deg si affaire yi amul dafa beru woon toujours ñoom ñoo créé ay nar diw seet si na ko diw jóge na gànnaar ñëw na diw jaaree na fee na ñëw na mais moom c'est comme si à l'époque là même kilifa diine yooyu noonu tey jii nii nu koy tottantalee di wax ne le reconnaissez pas wala bokkuñu woon même parce que si ñu bokk luy sàbbal yoonu yàlla di wax yoonu yàlla bokk ndokk yoonu islam pour nga gis leen photo yaa ngi génn photo ensemble te pourtant ay cousin leen cousin yu duuloo leen il y a un dessous roche bu nu gars yi expliqué wul bu nu bàyyi ñun ñu nekk si biir di tourner il y a un dessous roche tey jii nii histoire Serigne Touba yoonu Serigne Touba wala nekk loo xam ne da lay yokk jom da lay yokk defar su nekkoon xoolee nañ ko bët bu ko xoolee wala nu waxee ko wala nu tegee ko nu ko waloon tegee day nekk loo xam ne day doon royukaay si yoonu islam nga siy topp jaamu yàlla xool nooy def tamit waxuma la ba nekk Xaadimu Rasuul waaye raw parce que wan na la ko mais non gars yi du nga ko utiliser dans une autre façon endoctriner les gens wash seen mind use leen ni ay jaam def leen nu xam nga bàyyeeku di toroxlu soo waxee nu naa la ay nit day toroxlu toog ñàkk kii ki nangam xoolal tout what the fuck lan mooy problème tey wax bi bëri rek mais tubaab bi deuxième guerre mondiale am sa ba muy déclenché ba Serigne Touba di joxe ki ñoom ñëpp seen i doom danoo dem tubaab bi ba muy jël si ay soldats di yóbbu kii di nangam bàyyiwul sax ay doomu Serigne bépp la boole danoo yóbbu suñu sañoo ñoom seen i doom du dem mais du leen yóbbu te des fa am nañu si soom seen doom duñ faa des ana xam-xam bi xam-xam bi du si ay misaal xam-xam bi du si ay julli ay riñaan xam-xam bi du si ay soppi bàyyi xam-xam bi xam nga si lan la woon si góorgóorlu jaamu yàlla fexe ba tentative àdduna gi nga limité ko au maximum xool nooy concentré wu fa yàlla n'empêche que nit mënul dund sans péché Serigne Touba a eu ses péchés de taat rek loo bëggoon waaw taat rek loo bëggoon mais nañ ko sant sax parce que au contraire am na fi ay moroom yoo xam ne au lieu nu bëgg sax jigéen mais ñoom ay góor leen bëgg ay pédophile leen xam nga ay góor jigéen ñoo fa nii làqatu xam nga dem di kii ak ki leneen mais le problème mooy ni que saa waay bëgg taatam nag dafa demoon ba un moment aussi on se pose des questions xam nga soit moom dégg na lu alquran wax soit moom tamit leneen lay lijjanti si biir wa ilaa taat yi nag ñoom ñoo jóge fa la ñëw bëgg ko dëkkal par force parce que loolu am na Sénégal man tamit nee naa leen même cette probabilité est possible mu wàcc liggéey rek taalibe yeeg yenn yaay boo yu nekkoon si daara jeeg yenn xam nga bëkk néegi ku nekk dem jël rek nu dëkkal ko créer fa toute une menace parce que tegoon nañ bët si alalam y a beaucoup de choses parce que yooyu ñoo ngi koy dund ba tey jii nii da ngay gis ku wàcc liggéey gars yi nu créer la tout un truc parce que dafa amoon alal ba muy wàcc liggéey wala bàyyi na fi alal pour jéem koo doon xam nga donc y a des possibilités yoo xam ne ni que mooy loolu suñ ko xooloon tey jii nii dinañ leeral yoon bi dinañ ko wax mais danoo yaafus historien yi waloon wax dëgg historien yi waloon toog fii ni wax kii bi ñoom ñoo fi nekk nag jël affaire bi di ko manipuler billahi man instant gii nii comme nu ma koy waxee muridi war ngeen am jom war ngeen a am jom
fulla ak fayda parce que saa yuñ leen yabee wala nu yàq lu bon Serigne Touba rek wala nu saaga yoonu islam rek toujours yéen ñii ñuuxitii la yéen taalibe yi parce que lu tax da ngeen foog ne ni que yoonu yàlla gi duñ koy façonné comme yéen nu ngi koy bëggee au lieu nu nekk si di ko doxal yéen da ngeen koo bëgg a jël di ko manipuler toog nekk si un centre de moteur di ko tourner te bëggoo leen see sonn te loolu c'est impossible jamono jii nu tool nag encore su ngeen bëggee di fen jàngi ji leen sax ngeen uti ji ay diplôme mu fen xam ni que gaañ pour ngeen fen ay nit ñoo xam ne ni que lu nu boole si ay diplôme moo bëri ñun suñu bopp ñoo njëkk a am diplôme mu fen parce que suñu juddoo si ay air boo xam ne airu fen ay waajur yu nu fen ak histoire boo xam ne lépp daf noo fen donc loolu dee na disqualifié moo ngi suñu deret plein nu daal di ko si boole nag màgg ami encore beneen linjaas muy lan linjaasu wundu taxawaalu buuju boole waat si linjaasu lan linjaasu sonnu exploitation ñun doon noo exploité suñu propre dëkk balaa di génn sax di dem tubaab bi duñu exploité ñuy soog a am jàmm ba nu génnee ba tubaab bi duñu exploité sax si la ñuy soog a nooyi mais ba nu nekkee suñu dëkk suñuy propre mbokk duñu exploité amuñu woon sax lu ñuy yóbbu kër ga si bopp koñ yi la ñuy toog donc li njaa suñu boole tey jii nii ba ñëw toog yéen ngeen bëgg ñëw jóge fële rek ñëw dinu fen day doy waar jàpp leen ni que yéen fen yi ñun am nañ ko suñu deret doxu mbedd bi boole nañ ko si ba pare boole si bu nasaraan bi boole si suñu jamono boole si coono yu ngeen du teg ak coono yu ngeen du paree lege pour ñun nu fas yéene koo doon su ngeen deewee donc li njaas yooyu noonu su ngeen naree ñëw jàkkaarloog ñun dinu fen seen musiba la wax dëgg fa yàlla seen musiba la moo tax tey jii ni ma naan encore yéen du ma ne sax murit yi kese yéen ñiitu tarixa yi yéen ñii ngeen xam ni ko dundee nit ñi fen duul organiser xam nga yaa naa ni moom ngeen di nekkee dem leen ngeen jàngiwaat au moins pour ngeen mën a fen sax fen yu jaar yoon fen yi ngeen di feno jamono ji danoo erroné dafa teera teer trop fen yi nii même xale wu 5 ans su toogee ubbi boppam mën na koo dégg xam ni que li ay fen la wax dëgg fa yàlla lu ngeen jël nag teg ko si yoonu islam bëgg koo defaroo yéen a ngi si erreur ku leen ko waxu leen dëgg te bëggu leen yéen a ngi si ngandi maamu erreur bi moom mooy yéen a ngi ñàkk lu gën a précieux si àdduna moom mooy temps yéen a ngi ñàkk lu gën a précieux si àdduna mooy temps gis ngeen temps wu yàlla bi temps mort sur place amu si le temps marche le temps continue le temps avance lu nu xas ba ñàkk dootoo ko dabaat jéem a defar am na nag loo xam ne ni que nit ñi tàmm na di ko Sénégal na bàyyi su jotee dina yomb ay kii ni nangam duñ see toll waaw naxante da ngay naxanteeg xale bu ndaw islam sax dala koy wax gisoo islam lu muy naxanteeg ak diineem ak lu muy teg mais am na âge boo xam ne soo fa àggee carrément da naan la bàyyi fa loo def yaa ko tey parce que laa nekkatoo xale say baakaar ak say tiyaaba suñu yegg si yow mooy lool mais am na âge booy nekk sooy xale amoo baakaar nu ne la xale su commencé am juróom-ñaari at sax war naa mën na xolal jàpp set xam lu yoonu ay faratu jàpp quoi war naa mën a xolal bokk sa sàppe gi respecté ay xolal waxtu juróomam loolu si juróom-ñaari at leen wax loolu si juróom-ñaari at leen wax waxatuma laak nag nga daal di dem ba mat
kilifa wala mat takk jabar wala mat leneen donc chaque étape boo xam ne soo demee ba di fa dugg yow am na loo wala matal yow sa diggante yaak yàlla foo xam ne fooy taxaw mooy loolu islam da la koy tegal tey nag nu daal di ñëw tollu monde boo xam ne ay punkalu jëmm nu toll ni seen baay 20 ans 24 ans 25 ans nu foog ne ay xale leen ba tey soo waxee nu naan non koo si jox jigéen mu ëmbal ko jigéen tamit boo si teg góor mu xolal mu biir koo si ne bu tàng baa ngi nii xam na fu mu koy teg koo si ne bu sedd bee ngi nii xam na koo si ne tëbal fii xam na fu muy tëbaki donc dofunu xam leen le bon et le mal xamee neen yoonu soirée bi xam neen kuy tëgg xam nga fan lay tëggee xamee neen yoonu jàq ja den bàyyi dof lu bi waa ay xale leen dina bàyyi 25 ans un quart de siècle la un quart de siècle jigéen bu si am 25 ans jàppal ni que soo si tegaatee yeneen jaasiir nga ménopause dootoo amati doom 50 ans on commence à rentrer dans donc à 25 ans tu as déjà fait la moitié de ta vie de fertilité nag laay wax vie de construction il te reste une autre 25 ans pour que nga léegi nga mën a ménopause dugg si beneen gaam nit ñi daal di toog soo waxee nu daal ne non ak xale la amaana su màggee bàyyi 30 ans 40 ans léegi ñoom ñooy rendre compte que leurs vies sont foutues léegi comme que nekk nañ si lu ñuy nekk ba pare mais vaut mieux en rester hein et ils vont en rester continuer comme ça donc il faut qu'on commence à introduire les vraies choses comme naa ko mën a waxee wala les vraies attitudes la vraie culture la vraie religion au vrai temps quoi très tôt aux enfants wax ko waay mu teel a dugg si bopp yi pour nit ñi di màgg ak genre jikko yooyu noonu ñuy bañ di bàyyi di naan xale la ba ban âge màggu 30 ans da nga kaa mën a léegi moo ngi nii am na ni naaxu paa yu dof yu nekk si dëkk bi raconter seen waxu bokkaale mënoo dugal islam seen bopp parce que heure bu nu waroon def islam seen bopp dugal alquran seen bopp xamal leen si lu nu nekk lan la su jaree saafanteeg ñoom mbëkkanteeg ñoom ndulli leen ba nu nekk nii pour que suñu màggee nu nand mooy loolu on les a laissé xale la xam naa kii nangam su màggee dina xam léegi nu màgg gën a dépare parce que du nu xam loo màggee ngay xam te si loolu lañ leen bàyyi ñuy màggee ay yëfu dof lii nii ñuy raconté ñun moom leen màggee mais ñun danoo am lu nu sauvé ñun danoo am chance comme nu ma ko yàgg waxee ñun suñuy ndey suñuy baay accompagné wu nu si lii premier sauvetage lii ñu si sauvé ñu bëri sooy xool seeni ndey raar soo ñoo xam ne seeni ndey murit leen seeni baay murit leen raar ñooñu suñ si amee da ngay xool ni que ñooñu souvent suñu doon jël exemple seeni turandoo la ñu xool wala jëluñu exemple seeni waajur am nañ keneen ku ñuy jëlee exemple di ko roy mais du seeni waajur parce que famille bi day tasaaroo déggoo ma de mais ñu siy génn nii seeni waajur n'ont jamais lâché ban siy dugg ba di génn ils ont jamais lâché parce que personne n'est né mouride mais tu n'es musulman personne n'est né mouride mais tu n'es musulman am na ku ma fi mu soon naan est-ce que sax tu es né mouride ma ne ko yow da nga dof wala lan ma ne ko kii nee mouride à part ñoom ñu woo seen diine créé seen bopp ñoom ñoo naan ay mouride créé mais mouride lan mooy mouride yoonu yàlla kii nee yoonu yàlla c'est déjà mouride yoonu fa yàlla quel mot c'est bête non gars yi wax ma ne y a des conneries yoo xam ne ni que ñun leen koy wax jël suñu bopp yi xam nga di ko tourner di ko tël nous on est musulmans du ñuy judd nu li xam fii nodd fii xam nga lan mooy ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulillah déggoo lu ma la wax wat la defal la xolal xaraf la booboo gën a dee këtt sa excédent yi xaraf la présentable waajal la pour sa ëllëg ñun on est né comme ça et on veut nous raconter des trucs waaw kii nii léegi Baye Fall daal kii
léegi on n'a qu'à s'expliquer venez vous expliquer venez nous expliquer venez on va parler et les gens veulent s'insulter quoi ah ben boy bi kii moom ah boy bi dafa génn xeet boy bi moom xamul lu ah boy bi bay dafa rep quoi boy bi kii di nangam boy bëgg ñàng-ñànglu ba gën fay ñàng ñun lu nu bàyyi man moo tax man ne leen man mënuma leen faale faalewuma leen gëwuma leen du ngeen tus du ngeen dara ñii di woote yàlla ñoom ñëpp a si bokk yem nag lay wax tous autant qu'ils sont Baye Fall su ma naree dem ba di leen ragal ma doon mbaam mën na leen du parce que tey jii nii tey suñu bëggee nga ragal leen wala lan la ñuy wax comme déggoo saa waaju doon xaste keroog soppi mbaam ay soppi mbaam ay soppi gunóor ay kii waaw dafa am sax benn am di jàmm bu dugg YouTube tamit mu gis fa benn commentaire bu drôle sax à propos de ces gunóor là en parlant mais man tamit ba ma partagé affaire bi dafa ma def ay ree quoi YouTube lu nekk ngay gis quoi il y a eu un de ces gars à propos des gunóor pourtant lu mu wax na dëgg nag maanaam ni que sëñ bi moo ne day transformé oto bu romb xaw ma la dina ko transformé gunóor xaw ma la muy daw di dugg si ñaay bi saa waay ne ko maanaam ni que mën nga transformé oto gunóor ça veut dire que wal ngaa mën a def aussi le contraire quoi transformé gunóor yi oto comme ça sénégalais bu nekk am daamaar coow loolu noonu non moo ngi si YouTube si commentaire yi dama kaa ree wa daan suuf ma daa di ne non saa waay wax na dëgg léegi ñoom noonu la ñuy menacé nit ñi mooy ay naa la soppi lii naa la def lee naa la kii nii naa la def gunóor naa la kee naa la dugal fële ma ne man su ma naree dem man ba ragal loolu damay gën a koo ñàkk fayda xam ngeen lu tax je vais m'expliquer encore soo naree dem bay ragal ay nit kiy soppi waate wala di def ay genre affaire de connerie yooyu ça veut dire que yow amoo cosaan xamoo lu nga doon xamoo fu nga jóge xamoo fu nga bokk yow xamoo say maam xamoo say maamaati maam yow en fait sa village sa yow est-ce que sax xam nga ko yow est-ce que vacances dina jot nga dagg sax ne ok maa ngi dem village ba xool parce que tey soo xamee sa village xam sa cosaan xam sa kii xam ni que ay affaire de soppi naaw golo lu def yooyu noonu comme encore une énième de fois si loolu leen nu fekk loolu noonu la islam ñëw dindi si ñun naxanteeg ñun ba nu commencé gëm benn yàlla nekk sa yàlla bàyyi yëfu dof lu yooyu gars yi nee naa la gars yi da ngay dugg am nay village da ngay konkon gars yi du ñuy teg barigo jël xiir di caw barigo bi muy daw fu ñu ko bëgg teg kenn du puus barigo kenn du ko yëkkati nee naa la ça c'était à l'époque duñ koy labbali mu dox loolu ngeen di wax donc c'est des petits trucs bu njëkk ba village sax laa la village nit dee nii moins de 20 ans 25 ans jeunes nii non rare parce que d'abord de un les gens vivaient long 100 ans 100 et quelques 100 loolu c'était truc donc ku dee 25 ans xale la c'était gon ci kon c'était bizarre donc ko doon lijjanti y avait la police sans la police la gendarmerie sans la gendarmerie sous l'arbre à palarbe sous l'arbre à palarbe quand le chef va appeler tout le monde va venir ku rey wala ku sàcc wala ku jël nagu jàmbur wala ku def nangam sunu laajtee yow tu vas te proclamer kenn du ñëw jàpp la yaay wax sa bopp wa ilaa lu lay génnee pour nga ñëw wax sa bopp Baye Fall dootoo ko defati déggoo ma de loolu dafa amoon ba tey ya ngeen ko gis yaa de toutes les façons am na si ñoo xam ne laa ay kuura leen doon fekk fu nu toog di leen làbbali ba nu avoué am si ñoo xam dañ doon rey néew bi tant que ñëwul ba si sa kër taxaw nga avoué billahi néew bi du tëdd du kii da lay topp am na si ñoo xam ne cercueil yi ak fu nekk nu nekk lay génnee donc affaire yooyu noonu su ma naree dem ba di ragal ay nit ñoo ne ñoom dañuy andi diine xamal ma diine di ma wax ay wax yoo xam ne samay maamaati maam yi su ma demee fouiller seen taatu lali ma yëngal seen taatu lali dugg seen ron laleeg rond point ma génnee si yu si gën a ñàng su ma yegsee gars yi dañuy bu kat la ñuy def teer parce que amuñu xam-xam ñoom de un amuñu maam amuñu histoire amuñu culture bokkuñu si dara man dama am ay waxuma la juróom-ñaari maam de téeméeru maam yoo xam ne ba ñu koy jàpp duñ ko doon paasante déggoo ma loolu muy beneen connerie boo xam ne ñu on s'est laissé prendre bêtement donc tey man soo ñëwee ba nga jàkkaarloog man naan danga may soppi lëkk daa fekk soppiwu ma la xolo njugub balaa ngaa yegg si naan ay lëkk wala ay leneen daa fekk soppiwu ma la njugub du ñuy waxte dëgg soo fekkee ay ancien ceddo
wala ay ancien bokkaaka yu nu tuubal ba ñëw nu jël affaire yi rek ko ba tey ngay dugg si yenn kër ngay dégg ñii naan ñoo ngi ndëpp ñii naan xamb yaa ngi fee ñii naan ñi bagage yaa ngi ne mais gars yi nekk si yoonu islam di jéem a nekk nit yow nga ñëw en tant que ne yaay woote yoonu islam di naan yaay soppi waate c'est parce que yow du laa soppeegul da ngaa reeb lu leer da ngay dof-doflu mënaloo sa bopp dara mënoo dundal sa bopp du laa yor dinaa kii toog di menacer waate moo tax ma ne la dof yooyu noonu ku nu toog ba menacer wala ku nu toog ba dugganteel yow nga toog naan ay danga fay nekk di paj patek di kii c'est parce que yow da ngaa xamul sa bopp wala amoo ay maam xamoo sa famille yow sa famille du laa jur sànni yow xamoo ko nga doon quoi yow bokkoo fenn yow t'es rien comme ça waaw parce que su nekkee moom am nga loo munti doon njaayeenoo gëyeen loo waaye ku nekk say maam am na lu mu tëye woon denc ko nos grands-pères étaient des porteurs de flambeau voilà étaient des porteurs de flambeau lu garaaw laa leen di tegal suñ doon naan sa taw sax suñ ko bëggoon ne mu taw day taw booboo gën a dee suñu bëggoon sax mu taw du nuy koy tawloo taw bi su tawee sax mun na loonu ne taw bi day dakk waaw Dakar da ngeen ñëw fekk constellation bi mu jaaxal leen nu naa leen ay fii dex la woon fële lee la woon ñii di duul naa ñoo dàqali dàqoo leen tous nu randal ndox yeeg nu taxawal affaire yi tàng xam ne ñan la ñu mu doonoon seeni tool ñu fa doon bay ba si yàgg seen tool yi luur ñu lijjanti ko ba affaire yi génn yéen ngeen ñëw jël affaire yi muuroo ko teg ko bëgg koo xam ne nu mu fa demee xam ne nu mu fa demee moo tax ma naa la yéen kilifa diine yi si yóbboo na ngeen commencé nekk nit te xam ni que seen waxu bokkaale yooyu noonu ngeen di wax di ko jël di ko boole si biir affaire yi di ko naan ba pare bëgg a nekk ay nitu Israël wala ay waxu kii ay fen la loolu noonu wax googu mooy lool de ay fen la voilà ñii ñëw naan ñooy yonente gi kee ñëw naan maa raddal géej gi kee ñëw ne maa julli si géej gi kee ñëw daal di ne moom non mais on entend du n'importe quoi la ñuy dégg lu nekk la ñuy dégg Sénégal ku jug expliquer sa affaire wax woote kii waaw wax gi rafet na mais toujours day am lu ko yàq moo tax man ñoon du ma leen di déglu si seen yenn genre waxu dof yi dinaa seppi daal lu si am njëriñ déglu ko romb leen da lay dox dem sama yoon parce que xam naa ni que ay mbaam leen du ñuy nelaw am na wax yoo xam ne ni que mooy loolu ñoom suñu demee ba am yaay am baay ñëw taxaw si kaw àdduna gi proclamer seen bopp loolu du ma bàyyi sama bopp de lu leer laa leen wax lu ñu ko defee noonu laa koy lijjantee maanaam ñoom ñoo dem ba nekk yàlla dem ba nekk yonente bi billahi man maay tamit ku am fulla ak fayda tamit nekk yàlla nekk yonente gi ni ñoom way parce que lu nu am lépp laa am danoo am yaay ma am yaay nu am papa ma am papa nu am ruq buy xeeñ ma am ruq buy xeeñ nuy jaay lonjon xam leer na ma ni ko gënul maa guddule point nu bëgg lu neex ma bëgg lu neex nuy nelaw di yeew may nelaw di yeew lun ma ëppale amul nuy feebar di wér may feebar di wér nu dee ñii deewi ji may waa man tamit dinaa deewi ba pare nu wala nekk yàlla donc nag la façon qui se sont débrouillés ba nekk yàlla man tamit maay nekk yàlla foofu ba mu neex maay nekk yàlla foofu mu neex du ma des gannaaw lu tax may des gannaaw di toog di leen xool ñoom ñuy lijjanti di nekk yàlla man may des gannaaw di toog di óbbale ak ki tàccu dañuy óbbalee ki tàccu ñàkk ambition loolay ñàkk ambition sa baay tàccu dee yow nga ñëw nga fas yéene tàccu yóbbu si say doom ñoom tamit ni tàccu ñoom nga leen di tàccu ñoom ñàkk ambition may mel ni ñoom déggoo mu wax xorom leen ba mu saf sàpp tamit nekk yàlla déggoo leen ma de non ñoom ñooy yàlla yu duuli fen yi ñëw imposture fenal yàlla ñëw man maay doon nag seen yàlla bu leen di ruux delloowaat leen sa benn yàlla kenn ki déggoo ma de on va le créer comme ça ku yeewu créer Sénégal am na diine gu bees bu ñu fa créer teg fa màkkano teg fa seen kaaba di ko kii allahu akbar mawbe allahu akbar mawbe allahu akbar mawbe ñee laay waaw ok ñee koo wax mu ne faal mbàkke faal mbàkke ñee nga woo tamit ne ñas kee nga ok voilà léegi xaar den on va le faire ku ju créer on va créer aussi on va créer la wax dëgg de man loolu wax naa leen ko je ne vais pas lâcher cette affaire le sala dinañ am tarixa billahi wallahi on dinañ ko jeere ànd seek yéen di ko doxal
lii du ay affaire de ibadallah ki ay non bii day nekk tarixaw déggul ma leen non leeral fen yeeg baaraam leen xaw ma nan la ñuy tuddee tarixa bi mais dina am xalifa am toute une association nu def ko noonu rek pour vous niquer aussi pour vous waay non fu ngeen génn noo ngi fa 0 mètre c'est pas interdit dox leen seen dox nu dox suñu dox lu ngeen teg nu dajji ñun tamit lu nu teg am leen jom dajji leen saaga yi nag moom jaru ko fi dajji bi leen wax dajji dafa am yoon dajji dafa baax wax contredire dafa baax débat tey jii ni Ousmane Sonko boobu ngeen di wax tey ak Macky Sall suñu doon dajji wante di ngeen gën a xam comme politique bi wax gi di danoon gën a leer mais xoolal du ñuy daw wax yi kii lay wax sànni kii wax sànni mais danoo waloon di dajji nit ñi duñ ko wala di ñeme Macky Sall su ko ñeme woon lu Ousmane Sonko teg mu dajji Sonko teg Macky dajji ñuy dajji wante ñun tamit ñuy toog di déglu ñu yu sunu maay ana tubaab bi noonu la de da ngay dégg Trump day yeewu teg benn affaire kii ni nangam nga dégg xoolal bi tey balaa sax mu doon di amoon na ay John amoon na ay Joe amoon na Will xoolal gars yi du ñuy dajji gars yi du ñuy génn tamit xoolal def benn contre attaque fële de dajji wax gi teg ko fële rappeurs yi sax duñ doon dajji dégg nga comédiens yi tamit génn dajji jël ko def ko blague comédie teg si nii génneem blague def si benn affaire bu fëni wax si sànni si seen grain de sel ñëpp dajji lendemain bi nga dégg saa waay génn xam ni ko ok moom tamit mu génn defaat yëfu con day dajji lu gars yi wax ñuy dajji wante dëkk bi di avancer comme ça xel yi di dox dajji gi dafa baax dajji nii débat mooy tax affaire bi di jug comme ñu xam ñu kii affaire bi di tegu comme boog ñeme leen ko ñun dinañ créer tarixa talonné tarixa yi voilà wala tarixa contre tarixa yi wala tarixa anti tarixa nun koy wooy dinañ am xalif am seexal am affaire yooyu noonu yëpp teg comme yéen tamit topp seen gannaaw ñuy waaw fu état bi séddee séddunu xam nga fu gars yi tegee projet nu teg projet dinañ ànd ak yéen nu koy dundandoo du si pet ngeen koy dund ak ñun dinañ ko dundandoo nag dinañ ko dundandoo loolu moom bu leen si kenn nax loolu bu leen si kenn nax bu leen si kenn nax jarul saaga jarul tëb jarul jaay reewande jarul dara xam-xam bi leen soxla kaay leen dajji waaw kaay leen dajji mooy loolu noonu lu waay am nañ ñëw teg nañ ñëw nu wax dinañ créer tarixa buy ñëw topp seen gannaaw vous allez nous expliquer yoon bi fan laak fan leen jëm nu ñëpp nu ànd demandoo dégg nga moo duñ des yéen ngeen bëgg dem bàyyi nu si gannaaw bëgg dem bàyyi nu si gannaaw kenn waxul kenn kiiwul nit ñi nekk fi sonn gaa yi tumranke kenn waay mais what the fuck man na leen nag gaayen déggoo lu ma leen wax de instant gii nii la balle est partie 2020 est presque fini yàlla nanu yàlla matala li si des at néew nu génn ko jàmm ak salaam ñu fi yàlla bàyyil seen bakken ba nu fekkee 2021 yàlla na fi yàlla gën a bàyyi seen bakken yokku leen tamit wér gu yaram ak dëgër laay aar leen aar seeni njaboot te xam ni que 2021 lii di ñëw moo ndara dàq sax waxuma la ak 2020 bi 2020 bi neex na ba pare départ bi c'était méchant départ bi gars yi doonoo jooy yuuxu saaga wax mais arrivé fin bi nii waaw le travail paye quoi seul le travail paye y a qu'un seul Dieu affaire yaa ngi changé billahi wallahi wal kitaabi ku leen ne ni que soppeeku amul c'est parce que kooku yeewoogul sénégalais yaa ngi dégg ñoo ngi nand ñoo ngi soppeeku sénégalais yi nand nañ comprendre et ils commencent à se poser des questions ils comprennent que waxuma la il y a un dessous roche de mais s'il y avait seulement un dessous roche sax c'est bon c'est facile à arranger mais il y a des dessous roches il y a trop de dessous roches comme ay paxu kaña comme le rakarara là ay pax loo bëri et il faut visiter tous ces roches pour fouiller et voir ce qu'il y a en bas loolay problème bi te nag ñun tant que góorgóorlu ñun encore ba apprendre à avoir lu naan la voix du peuple on va toujours souffrir parce que ceux qui se font passer pour l'État
vont utiliser le peu de force qu'on les a donné pour se prendre pour Dieu et essayer de contrôler nos destins, alors que nous tous, ce n'est que des êtres humains. Leur propre destin est incertain. Quand tu vois un motherfucker qui s'assoit comme ça, xamul sa ban bis lay dee, xamul sa kañ la juddu, suñ ko waxuloon du xam kañ lay célébrer anniversaire am, dafa dem ba xelam commencé neex ne ko bis sàngam nga judd, toog di naan day yàq diw wala dina reylu diw wala dina dofloo diw si toog chaise am di ŋaangi óbbali di raconter nga xam ni que àdduna gi toll na foo xam ne ni que ku nekk war ngaa commencé am fulla sa bopp. Parce que su nit demee ba toog fële ne di óbbali wala jaaxaan di saw naan da lay soppi golo, yëpp na la yëpp boo xam ne ni ko romb ñëpp ñëw naan yow lay soppi golo te soppiwul baayam, soppiwul boppam, soppiwul ndeyam, soppiwul kii. Y a de ces choses quoi moom ngay gis jamono ji muy dox si dëkk bi. waa naa la kii daana kee naa la kee yow mënoo soppi dara leen soppi woo yaa ngi nii lu ndaw leen la laal wala lu ndaw leen la laaj nga mer. Sa mer moo la yóbbee dof ba nga naan da ngay soppi waate yow lu mënoo contrôler lu gën a ndaw mooy lan mer, lu gën a ndaw mooy lan yow sa attitude sa comme mënoo koo contrôler léegi yow nga ne yow mën ngaa soppi doo soppi dara. balaa ngaa soppi nga soppi yow sa bopp yow sa jikko soppi sa taxawaay soppi sa maayen ngay soog a wax yow ni ko yow am nga yow koo mën a soppi. kilifa diine yi nañ commencé wax dëgg. Muxtala yow moom comme nu ma la ko waxee rek yaag say njoñ man maa leen waaw te yàlla tax. yeneen tarixa yi nag ñoom comme nu ma ko yàgg waxee seeni problème yomb naa arrangé, ñoom seeni problème yomb naa arrangé. wax gee fi nekk nii rek nuy kii nii nangam di aaral parce que daa am ñu nu gis ñu leen di xoqatal di leen won yoon bi balaa ñuy wàcc si ay petite minorité yi nii tête bi mooy murid yi commencé ne noo àgg si loo xam ne mooy loolu avec l'aide encore de kii d'un xalif bokkaalekat. Muxtala amul xam-xam, Muxtala dara topp ko. Muxtala man li ñuy wante maa ngi jégalu murid yi quoi na ngeen ma baal nag na ngeen ma baal encore lii nii bu leen ko jëlee personnel c'est ma vision quoi lu may xool su man lu may gis su may xool quoi ça ne vous appartient à rien ku ko si jël tafee ko feneen def nga lu la loo xam ne sa yoon waaw c'est ton problème. En fait Muxtala dara amul charismatique si moom. Muxtala y a rien de su ma koy xool je ne vois rien de charismatique comme Baara bu fi jóge non maam Baara moom dafa amul donc ko doon xool ak mbaxane beeg tur may mbaxane baaraam bi mu ñëw teg ko amoon jëmm am kii da ngay xool paa bi dafa charismatique ak mu doon daggee si kenn beeg ki kanam beeg fulla bu mu doon àndal da ngay xam ni que le gars il est charismatique su taxawoon ni sa xool kam da nga xam ni que mooy genre kanam yoo xam ne ni que doo ko yëpp ba di ko naan ay kii après paa yu fulla wu yooyu noonu quoi moo tax moom toogam comme nu ma koy waxee si benn si toog yu ma respecté la toogam daf ko wone parce que toogu nan dara ta ñëw jaay gaay rek mais Muxtala y a rien de charismatique si moom wax dëgg fa yàlla. Muxtala taxawam jubul mënu dara amul loo xam da nga koy xool nga naan kii parce que un leader day am charisme. rien weex sikkin la fii jaay ak kii nangam Sénégal ñu ko gën a weexlee fi moom presque fenkatam yëpp ñu ko toog ñëpp a weexle donc weex sikkin Sénégal jamono ji laisse tomber de toute façon xàmmeetoo original ak faux kenn xàmmeetul original ak faux mënul wax bët yi neexut xamul diine bëgg na jigéen moom si boppam moo ngi noonu wopp gars yi di ko nëbb Muxtala dafa feebar dégg su waxee tuuti ba kii bay way bébé moo ngi noonu mënul faj boppam mënul dara boppam ak xam-xam bu rëy beeg caabi àjjana ma lépp moo xam na lu baax lu ñuy wax saa waay amul lenn lu charismatique franchement yéen murit yi
si xalif boobu franchement je suis désolé Mourtala dara charismatique si moom amul lenn lu jantal lu charismatique lu nuru leadership loo xam ne da nga koy xool daal di ne lii non paa bi jantalewul fenn su ngaangee sax na ngay tiit loolu mu waloon nekk son dernier rempart avoir un bon verbal avoir une belle communication avoir un bon xam nga truc ba nga xam ni que bon lu mu ñàkkoon lépp lacune yëpp su waxee gars yi daal di ne oh ok voilà quoi au moins sax hein, il sait de quoi il parle et il a un tempo il a un ton quand il parle il y a le ton mais Mourtala si wax là c'est tout la bouche n'est même rien ne ay gaaf nee naa la am na si ay doom yu ñu doon wax yii leen waloon wooye kenn bugul genre yii leen waloon wooye ay kenn bugul ak ay musubaak ay genre yii la ñeneen ñu ñuy wooye ne non du leen tooñ ñooy ange la leen waloon wooye ak ay prince ay affaire de kii mais genre Mourtala yi ñoom leen waloon wooye kenn bugul dara charismatique franchement je suis désolé nag c'est ma vision su ma koy xool ça c'est moi que ça concerne xam nga mais man daal su ma ko xoolee nii mu taxaw dans tout ma xool vidéo ma déglu ko ma kii ma wal ko génnee dara pour fu ma ko mën a respecter xool lu charismatique wala mën a am leadership si moom loo xam ne ni ko su waxee au moins wala ki su taxawee nu mën naa ne ok ça c'est un truc je ne vois rien Mourtala il n'a rien boo xam ne ni que njiit dina ko am mu charmer peuple wala mu charmer gaayam à part fen astafurlah am na jabar bu ndaw boo xam ne ni que tamit nag am na jabar bu ndaw boo xam ne ni que nag waaw gaay yu bëgg na see tekki loolu moom tamit am na ko waaw gu des femmes quoi mais man loolu jaaxal na ma maaraay loolu xam-xam boobu rek leen mën ak ñoo mën a tànn jigéen moom xam ne daa mel ni que non jigéen ak ñoo mën a tànn jigéen c'est rare nga gis maara bu am lu mu gën a ñaaw nag soxna si gën a rafet man c'est bizarre quoi ku si am jabar bu ñaaw non gaay am nen au moins may boobu quoi déggal ma Niass Aaron Niass yaa ngi laaj gaayan bu raar tey la 30 décembre de billahi suba la 31 Aaron yaa ngi laaj gaayan boo xam ne instant gii nii tableau yeeg rajo yeeg xam nga affiche t-shirt yeeg xam nga waaw daara yi gaay ngi doon waajal kii bi de annuel yi yooyu mais 2020 moom saa waay corona su raaree woon ni Kara xam naa ni que kenn du wax dara Kara de moom déggoolu ma la wax moo raw corona jamono ji du nga koy dégg rek mais kenn du ko gis xanaa émission boobu ma leen tegaloon sànq di kii yooyu daal lay jékki-jékki rek fël gaaw ñëw foofu la dem toog yu daxawaat génn ñëw bëgg suuf gaay kii daggam Kara gisoo keroog émission bi daa gën am taay dugg na xëlwa dugg naag jinne mi dem xool ndax kaa bi dina mujj fenn wala du mujj fenn waaye de doy na waar Kara sax en fait waxuma la lool lii ni ko daal nii daf ko yéex a daal da say jaar leer parce que man Kara bu ma gis keroog ba mu toogee daa am ay leer daa mel ni sangu na wat affaire am yu dof yooyu noonu timmiliku xaw a nekk nit tuuti quoi souvent ëpp baax na si laax bu tàng taayee ne 1 2 3 génn tiital fi dëkk bi yëpp men fi dof kenn xamul man ba ma gisee photo bi sax si Facebook dama tiit dama ne non mais si laa gën a rus sax ma ne xoolal ma rek heureusement ba samay waajur dundunu samay waajur suñu dundoon damay rus bàyyi damay gën a suul som bopp mais gàcce bi au moins c'est limité ban may tere may bañ kii laa joxoon som bopp naan àjjana noonu nag man gis nga nu ma mel nii sama mère ak sama paa noonu leen conwé ñoom suñu amee lu ñuy wax wala nu kii nii lan la kay waxee noonu leen ma naroon wooy waa Moussa wala ñoo gis ma waa mais yow sa gaayan bi sa sëriñ bi gis nga boobaa nag dama doon dee
dama naroon xam xoole parce que dunoo sonn si man Moussa del jaamu yàlla Moussa bàyyi sa yii Moussa say tes choses de kii là c'est faut aller à l'école essayer de te concentrer et kii mën naa leen papa waaye yan jàmm di jaay yëfu karaaka xam nga bandi waaye pa a fie may ma jaar fii jàppante kii nangam non jamono ji suñu dundoon fekkee tous ces éclatements yi affaire yi nii am damay xaru parce que maire bi dina ma woo chaque instant waa mais Moussa gis nga sa waa ji moom daal nekkate moom daal nii rek su ko defee ma wal faa nekk daa ko waa maire c'est à dire non gàcce googu xajuma si gàcce go non kara mooy ëpp baax na si laax bu tàng baax na si ren day déggoolu ma pas de Demba Diop ren pas de Demba Diop ak ay affaire yooyu dem toog fen lekk xaalisu booyi nu nekk faa tuxi boo naani sàngara café Touba mu naan booyi ba looloo ma si dax def ay réere non maa fi def lu kenn xamul 31 décembre xale yi di gën di dem baali ji man ma jël leen solo leen lu weex tàll yóbbu leen ñuy dem di jaam ya ma ne moo mën a duul bàyyi mel ni ku fa dee leen fa dem xam nga Sénégal ñu bëri ma ñun xam nga fa nekkee naan sa stade bi yëpp 31 décembre soo fa duggee nee naa la laaj ko lu boobu ñu nettoyé stade bi 1er janvier 2 janvier du ñuy tuuri si canette ak i butéelu le vieux ki ay le capitaine ak i xottu butéel yu toj ak i xetu saw ak i nettoyage gars yi tux boon ak i kii Don Garcia yooyu leen fay nekkee tux boon naan sangara créer orchestre gars yi nekk fee di sikar ñee di tëb ne turbine yi di yéeg ak di wàcc affaire yi di dàqe soo xefulee sa nu yóbbaale fu nu teg fa café gars yi di ay jaay prek nga naan gars yi di ñuy port fort dem tuxu ji ay boon braaye mbappu dugg stade bi yëpp sécurité ñu jël gendarme def ko kii Modou Kara Kores gars yi dugg si biir di mandi looloo fa am dañ koy wax foog ngeen wax dëgg gars yi waa Liberté 3 xam nañ lu fa xew yéen waa Sicap génn leen tamit ngeen wax leen après su tasee lu ngeen fay ñàkk small yu fay am ak agression yu ndaw yi kenn du génn sàccantu bi loolu leen fa nekkee Kara ba mu fa dalee def affaire annuelle am yooyu noonu stade bi bàyyi waa Liberté 3 du nelaw 31 décembre amuñu jàmm foofu la ñuy nekk tuux kii ni nanga mu génn naan ma waxu yàlla ay affaire mélodie divine andi fa orchestre am ay booy mu tëjoon teg ay piano ay guitare naan du ñuy woy foofu la ñuy dem fent seeni air toog fa na mel ni ay indu ay am naa nu fa xew arrêté de nous bluffer man Thiat ñii dana am 5 millions yu ñuy joxe ñii 5 millions yooyu noonu ngay wax jamono ji suñ ma ko joxoon ma defaat ko addiya joxaat lañ ko addiya gars yi dañoo xiif de gars yi seen làmmiñ yi ak chiffres yi ngay dégg nii chiffres yi la nii rek de murid yi da ngay toog di dégg am nen 100 milliards waaw denc nen 20 milliards kii ay fenn da nga koy dégg doo ko mus a gis kay astafurlah ñoom ñoo ngi koy gis sax mais en fait milliards yi fu nu foog ne moo ngi fa milliards yi jóge na fa bu yàgg milliards yaa ngi noonu seen kanam ñoom ne soo jóge di am nañ kii milliards am nañ kii gars yi duñ koy wax rek fekk jënd nañ sa ay oto ba tabax si ay gàlle xoolal ba takk si jabar bu yàgg milliards yi du toog nuñ koy cotiser ñoom noonu lañ koy curóowi booy yi toog waaw mais doo ko mus a gis nii nu wala ni milliards yaa ngi lii non seen milliards yi lépp projet bu nu munti def ils ont toujours des lacunes pour finir ko murid yi ak seen làmmiñ toujours ñooy créer projet yu wax gi am ay milliards ne ñoo créer projet bi mais pour finir le projet ils ont toujours des lacunes là maintenant y a toujours l'État qui vient en Robin des Bois daal di jël l'argent du contribuable et se payer une place pour les prochaines élections corrompre pour l'ENC gars yi daal di jël def su ko defee nu génn way jërëjëf astafurlah sax maa ngi naan encore jërëjëf murid du wax jërëjëf murid dina waaw réew mi Bamba ko moom waaw
lii moom fay bi la si fay bi la waaw bii réew Bamba la waaw lii moom jamais merci à cette communauté xaalisu chrétien yi xaalisu ceddo yi danoo faale Bamba ñëw fii ni di expliquer na Bamba xaalisu tout le monde lañ jox xaalisu orphelin yi di taxawaalu xaalisu ñii di mattu si hôpital yi xaalisu ñii di dee ngir manque de prise de soins xaalisu ñii mënul joxe dépense nekk si mbedd gi xaalisu ñoo ñëpp leen boole noonu jox leen privé leen ko jox leen ko ngeen toog naan ay affaire de kii ku leen ko waxul loolu la de c'est l'argent du contribuable xaalis bu nu mënoon jël dugalaat ko si yeneen affaire mu jëriñ waa dëkk bi leen jël jox leen ko privé leen ko yéen ngeen toog si naan ay lan ñooñu di dee seen kanam ngeen di gis ñooñu ngeen di seetaan ñuy kii di souffrir boo yooyu nag 1000 personnes yu dee woon géej seen ñàkkum liggéey lu leen waloon utalee liggéey lu leen waloon def bu nu toog si dëkk bi liggéeyal seen i njaboot moom ngeen lekk noonu moom ngeen topp tamit di lekk moo tax loolu du mën a ñàkk moom ngeen lekk moo tax it nag su ngeen ñëwee encore am nu ngeen expliquer day doy waar lool waaw. Kevin Maïssa, la machine à fabriquer les faux billets de Touba on le connaît nous tous ñun ñëpp xam ne nan la te déglu rek nee naa la fii ak lu tuuti nga dégg ko su ko defee nag lu daanee dañoo attaqué seen presse xam nga Touba jubunu c'est parce que c'est des escrocs moo tax mais la machine à fabriquer ces faux billets là ba leen joxee presse neexal leen ba nu commencé créer une histoire de presse laa di taxawal télé taxawal rajo ba bëgg taxawal seen journal di impresse xam nga ñoom dañoo ëppal loolu ñoom mooy loolu commencé nañ def ay import export gars yi bàyyi leen loolu seen ñooy defar seen machine seen xaalis gis nga ñuy defar faux billets wu Touba machine bi ñu koy defar mooy ñu nekk si tête bi ñoom ñoo ko yor njiitu waaw Touba si boppam ñii nu jox confiance bàyyi leen si bi ay Cheikh Moutala gars yi ñoom ñoo yor affaire ñu ñuy jàpp toujours ñu ndaw ñi la loolu toujours je vous le dis gars yi ñuy jàpp toujours ñu ndaw ñi la c'est les petits trucs les petits détails gars yi parce que ñu ndaw ñi ñoom la affaire bi lukki loolu dama leen di wax business su mbedd noonu lay doxee moo tax gis nga toujours dealer bu mag balaa nu koo jàpp c'est toujours un problème suñ ko jaayulee wala nu daal di am vraiment un travail boo xam ne ba ko gars yi commencé nu mu yàggee balaa di ko jàpp c'est tout un problème parce que lu tax day am expérience trimé ba nga xam ni que lu bëri si yoon bi du ko luqi comme day mën a teey yenn xaalis yu gaawee yenn affaires yi moom xam na nu muy defee ba accumuler xaalis bi donc yooyu du ko luqi du nekk loo xam ne day daw derrière l'argent di def ay affaires ak ay erreurs bêtes mais gis nga dealer bu bees luñ koy jàpp day bëri parce que day yegsi ak ay mel ni eeru dabe lay yegsee ak xaalis bu yomb bi da koy luqi nga yegsi salaamaaleykum ak di communauté affaire bi kii nii automatiquement da ngay bëgg a changer classe de vie affaire bi da lay luqi et tu veux maintenant acheter tout ce que tu n'avais pas eu et que tu rêvais et que tu commences maintenant à te faire rentrer dans un degré boo xam ne mooy loolu moo tax ma naan la ku yàgg si dara doo kooku noonu pour nu jàpp ko mooy loolu surtout nag nga yàgg si ba pare am protection mais ñii ñuy jàpp c'est les détaillants les petits resellers les petits de trucs lu mu rëy jàppal ni ko booy la si suuf parce que affaire bi hiérarchie la am na ñoo xam ne duñ si musa feeñ duñu téye faux billet ba naa ñoo ngi koy wecceeku ban leen siy jàpp te pourtant ñoo ngi si trafic bi booboo gën a dee nag te ma waxaat leen ko tey am na si ñoo xam ne te ñooy ëpp luñ si def ñoom ñooy financer presque laa lay wax 90% lu suy dem muy xaalis muy lu looy soxla pour defar mooy kii ñoom mën na noo financer mën na noo def lépp teg ko ba affaire bi doo déggool ma wax de seen bii kër boog seen bii kër doo fa mus a gis faux billet booboo gën a dee te pourtant xolal kër gi faux billet ko taxaw ay faux billet ñoo tabax kër gi faux billet mooy dundal waa kër gi mais kër gi doo fi mus a gis faux billet parce que lépp lu koy laal wala lu koy kii duñ si dox ils ont toute une branche ñoom si kaw leen nekk ñoom daal xam nga su gars yi demee ba wecceeku ba kii ba andi xaalis ku baax ñoom nag foofu nag la ñuy fëllee jël ñoom lu nu moom jël seen wàll daal di profité waat daal di ne fët daal di bàyyi les petits connards comme sunu genre yi nii nekk si suuf pour faire la sale besogne faux billet wu tuubaay suñ ko toppee ba mu sës nee naa la tey seen presse yooyu noonu daanu wala seen xolol seen tuuba électronique yak seen kër service ki nangam ñoom ñooy dugal machine yi def yooyu keroog man seetaan naa Facebook gis leen ñuy livrer benn imprimante série D
boo xam ne ay presque 3 millions 4 millions lay jar imprimante yooyu noonu di kii ñoom am donc ils ont des stocks xaalis boobu noonu ñoom waa Touba xaw ma lan am ba di ko investir di ko jënd ay ngan mooy d'abord xaalisu addiya yi moom lañ jël investir ko di ko fructifier créer si ay business moo wax naa ko fi yàgg na naa leen tey jii nii soo waxee taalibe di jaay kon te xamul ni ko Touba mbàkke yu kilifa diine yi ganz nel leen ba ganz leen sax si seen biir ruusiti gars yi naan ma looy wax ni mën na leen xoolal tey marché yi dugal si marché yi tey jii nii taalibe yëpp ñu ay lan la jaayantu leen fam Sénégal jaayantoo fam jaayantu la ñuy suturloo gars yi ay tantine la ñuy yor ay kéeki nangam di jaay soo demee fekk la ñu toog teg seen chaise yoo seen xasay di xaar ku ñu jaay ki loolu la gars yi di kii mais léegi duggal si biir marché yi cantine yu gën a bakkane yu dàq chargement yu gën a rëy nan lay tudd turu sëriñ yi la ñuy am ay taalibe leen fay def prête non ay kër xaadim kii karo ay Touba kër nii kii nangam électronique ay kër kii nangam ñoom ñooy kii ngay gis ko ñeenti cabinet juróomi kii cantine la ñuy jël boole ko defar ko ba mu naay chaque mois bateau wàcc lu graaw lu kenn mënul ñëpp xam port nu mu demee entrée génn nu mu demee que les plus grands commerçants xoolal paa bee keroog kuy dugal ay tonnu ceeb di génnee ay milliards bii port gisoo keroog problème bu mu am ak waa port donc ce qui veut dire que le problème c'est avec yow nga am sa boutique di dugal conteneur chaque mois nga ravitailler offre bi di jóge ay Dubaï fu nekk partout dans le monde gars yi use nu seen bopp ñu jël benn kenn teg ko fa kooku jool xasidam di teg ay xasaayit suba ba jant soo fekk benn bëkk nekk la bu fa toogoon nit ki ñu def ko prête non di ko fay benn salaire gars yi mooy lo gan si nen leen ba xaalisu addiya yi gars yi duñ koy jël di ko multiplier di ko fructifier encore si ñun suñu as tuuti lu ñu am ñëw encore ak ñun si biir commerce bi ak biir business bi di ko buuxanteeg ñun lu leen yore doyul de léegi ñoom sax seen bopp dañuy investir ñun si ñuy investir pour am si tuuti jox leen addiya daaneel suñu business kilifa yi léegi dañuy andi karo ubbi ay boutique jaay karo dañuy indi tamit ay appareil électronique ubbi ay boutique jaay appareil électronique kilifa yi dañuy def import export dañuy andi ay oto di jaay di kii comme ñëpp teg ay parking te pourtant dara waru leen soxlawuñu xaalis fayuñu dépense fayuñu impôt dagguñu dara de mais ils en profitent c'est que du doy quoi en fait xaalis bi du doy ñoo ne toog leen seen ginnaaw mbandang ñoo leen yor mën na leen toppatoo mais di leen jox loolook loolu mais ba tey du doy il y a un problème boo xam ne ni que nee naa la encore c'est nous ñoo koy teg parce que ñun ñoo leen siy jàppale su leen ñuusoon dès le départ wax leen seen bopp lii jeex na mais nous on est là à cultiver ça à essayer de le rendre vivant di ko nekk fi soo waxee naan suñu cosaan la cosaan bee yées cosaan bee nu bloqué lii moo nu bloqué wax naa ko ba soo ñu nu yërëm gëm leen teg leen gëmm bañ a xurmaliku xool ñoo nu jàpp boobu ba léegi du nu tong-tong nguur gi ñoo ngi leen jàpp gëm leen ñoo ngi nuy tong-tong kilifa diine mooy loolu léegi à qui croire moo tax ma ne leen keroog faut croire à personne même sa njegenaay booy tëdd bàyyi bul ko wóolu sa lal booy fanaan bul ko wóolu bul wóolu dara balaa ngay tëdd cegal sa lal bu baax yëkkatil sa njegenaay xool vérifier sa matelas yëndul sa suufu lal on est plus sûr à rien on ne sait plus on est où gars yi du lay miine wala nu suy la saafara wala nu ñëw def la fi dara te ñu koy def ñuy am accès si yow ñu la xam ñu la jege donc nag Baye Fall wóolul sa bopp ak lu nekk sa diggante tànk yi point wóolul sa bopp ak lu sa waaw wóolu kenn fais attention ce monde est fou ce monde est devenu fou maanaam ñu la wala yóbbu àjjana ñoo lay use soi-disant ñu la waloon woon diine ñu la waloon kii ñoom ñoo lay use soi-disant ay fen lañ bëgg dëggal laajte léegi égal saaga tontu amatul donc le monde est fou bul wóolu dara très attention doomaram bi daa mel ni bas mooy jéem a génn xaale ma dem lijjanti ko bas mi bruit bi may dégg suuf bas la su ma ko lijjantiwul mu dox doxam
bas daal ah comme yaa ngi kañ nga ñëw yeah ana booy ba demul ah ok parce que bas mi dafa con quoi soo seetloo léegi mu dem ok c'est bon top share leen play leen ah yeah xaaral ma ñëw nu dem xaaral ma pare nu dem su ndemu sa wol ma nu dem save lot bi quoi jënd ay kii yu bëri dugal ko si frigo bi remplir ko quoi parce que moo ngi jeex comme nu ma ko waxee rek instant gii nii sama gaay wax gi moom mooy nous sommes au 21e siècle ñëpp ñoo ngi liggéey tous les continents travaillent les pays qu'on appelait les pays sous-développés surtout d'Afrique nag lay wax commencent à se développer ils commencent à travailler soo xoolee sax lu ñu doon wax ci ñoom ak bëtu leen doon xoolee ça a changé mais toujours nous le Sénégal wax gi am na benn wax bu ma tàmmoon di wax ay jamono ci ginnaaw ma ne leen te loolu ba ma koy wax maa ngi koy wax temps yi def affaire seen affaire oui ak non boobu ma newoon leen gars yi ne naam ma ne leen am na lu nar a xew loo xam ne ni que dina nu rusloo te après dinañ si am gàcce parce que tey yàlla may nañu ba nga xam ne ni que on était sur le pied wala sur le point de créer quelque chose de vraiment beau pour l'Afrique et ça devait être l'exemple pour toute l'Afrique et tous les autres pays africains. C'était quelque chose de beau. Moi, là, ce combat-là et cet exemple devait commencer depuis le Sénégal. Parce que nous, si nous avons une élection, si nous avons une affaire de référendum, il y a une élection, nous avons commencé sa campagne. Tay jii ni suñu démé ba réseaux sociaux yi sax bari ay nit ñaan ay activistes gaay commencé di bari ginnaw tamit sénégalais yi à part tamit ñu ko wax yenn centre africain mais ginnaw tamit sénégalais ñoko gëna pousse ci kaw yëkëti affaire bi commencé wax cette histoire de génn kaas ak non ki nangam activistes yi ko fi ñëk tek ñeneen ñi ay affaire de culture lañ doon wax ak ay affaire de yenn président yak mais bu ñu ñëwé ba né non sax ay affaire de ki top ci ginnaw affaire yi on pouvait continuer sur ça, donner l'exemple. Mais on s'est laissé aller. Élection unie passée, c'était le moment de donner un coup. Et que ça devait être un coup démocratique. Un coup, ça, l'exemple. Mais nous sommes président, c'est devenu, au lieu que ça soit même un exemple, mais c'est devenu une risée. C'est devenu quelque chose même maintenant. Pas prendre comme exemple à faire, mais à prendre maintenant comme exemple à ne pas faire. C'est devenu même quelque chose que même les gens ont honte à expliquer parce que ces élections ont été toute une catastrophe. Tout un vol en plein jour devant les gens, tout un insulte à une constitution. Parce qu'en 2020, des vols comme ça, c'était comme si le Sénégal n'avait pas de démocratie. Franchement, les élections passées, c'est comme si le Sénégal était un pays qui venait juste à peine de commencer dans ce qu'on appelle la politique. Que comme si c'était nos premières élections, on ne savait pas comment organiser. C'est pas bon gars bon graoul au bout de comme que c'est notre première entrée en politique, on fait les choses. Les élections, c'est trop. Tout a été trop flagrant, trop flagrant et trop clair, mais comme si les gens s'en foutaient éperdument. Et maintenant, par cette suite, les restes des pays ont compris l'exemple. Eux aussi, ils ont été intelligents. Ils ont vu nos lacunes et nos erreurs. Ils ont su quoi faire et quoi ne pas faire.
et pour esquiver. Il y en a de ces pays qui se sont sortis de ça, ou bien qui ont donné un bon coup sur la table. Ils ont donné un bon coup sur la table, tay. Ñun ñoo top légui, au contraire légui, wëlbatiku top ci ginnaw di, wey, wa xolal Malien yi boy, wa jaajëf wa xolal wa Guinée momé, oh non, ki mom fogg ni ke wa Ivoirien yi ñom bañ nañ kérok sen affaire bi sax ki. Légui ñun ñoo nek ci ginnaw légui, à féliciter certains actes, voilà, à reconnaître certaines choses de bravoure. Parce que nous sommes des lâches, nous sommes toujours là, assis pour, de reconnaître ñeneen ñi lu ñu def quoi, mais ñun duñu góorgóorlu. Serigne Touba c'est la même façon, histoire am gars yi créé nañ ko mu rafet pour gars yi toog di reconnaître que ni que il a fait une belle histoire. Derrière sa belle histoire fait, il faut qu'on lui paye. te moom lu muy def moom lay fayeku, mais moom gars yi fexe ne ba ne daal lu muy def ñëpp si jëriñu, faut qu'on lui paye parce que moom daa sonnoon ak tubaab bi wala xaw ma lan la jàppante ak tubaab bi, mais xamuñu lan la am ak tubaab bi, lan mooy problème ak tubaab, mais ñun foog ñu fay ko jaamu woon bu on comprend pas. te fayuñu yàlla bu ñu jox suñu nafsu yi, fayuñu yàlla bu ñu jox ndey jox nu baay, mais foog ñu fay ab nit koo xam ne soi-disant ñoom daal je ne sais pas quoi ñëw na sonn naag tubaab bi wala won nañu di yonente gi nu xoolal bu ñu andi diini sax gars yi fayuñu, gars yi yàlla la ñuy fay. yonente gi du nga koy sant di ko remercier si lu mu nu xamal, xam nga yàlla suñu borom lu mu nu kii xamal tamit dëgg gi, mais ñëpp la ñu new nu ñuy def ba yàlla xam nga delloo ko njukkalam. c'est quoi le problème? mais ñun foog c'est dangaa bëgg a fayal ku la ëmb, ku la defar boog ku la téye si biiram, soo sawee mu saw nga xiif, su lekkulee doo lekk, nga dem mu puus la nga judd mu lay kii kooko la meññ si man niwu leen def mu meññ la, léegi nga koy fay bàyyi reproduiral jur. soo mënee reproduire jur c'est bon, léegi mënoo ko, léegi chaque jour dangaa bëgg a fay rek, dangaa bëri la xaalis bi daa diis sa poche, dangaa bëgg joxe rek ay affaire de kii nangam ay kii saa yoo yeewoo tibbal ba fu mu yem nga dem xëpp ko jox ko sa yaay nga gëmm. léegi moom tamit moom xam na ñu mu koy jox, lu mu su bëggee mu taal, su bëggee kii, su bëggee mu xolal mu jënd si ay takkaay, su bëggee mu jox ko dëkkandoo yi, su bëggee muy togg di yàqal waa koñ bi ñëpp, wala joxal sa yaay. en parlant ça ñu bëri bu njëkk ba suñu doon joxe seen ndey leen doon joxel no la ñuy joxe ñu joxel leen, c'est tout. da nga doon jox sa yaay toggal koñ bi yëpp, wala nga jox ko mu toggal waa jàkk wala waa jumaa gi, dem toggal leen ay ginaar yu neex, ay affaire yu kii nangam ñëw xam nga def koy kii, da ngay joxe daal joxal sa ndey. waaye fekk ab un vieux clochard bâtard comme ça toog fële ne ñëw naan ay kii jox waa addiya waa am ñaanal ma, waa addiya am defal yi am ñaanal ma ay kii ñaan am ñaanal ma. non ne ko ñaan ma ba nga ko joxee bul ko ne ñaanal ma, ne ko am ñaan ma. waaw sëñ bi kii ne am ñaan ma, am sa ñamu bët am ñaan ma mais ñaanal ma. yow mënoo ñaanal sa bopp di ut ku la ñaanal, ana sa gémmiñ luy xulle ba mënoo ñaan mettiwul. jàpp même soo amul njàpp sax yàlla ñaan ko quoi, yàlla nangul ko rek ñaan ko am njàpp ak ñàkk am njàpp sa yem na sa xol dëggu jaakaarloo ñaan ko quoi, pas effet mais ñaan ko, nangul ko nga ñaan ko. mënoo ñaan sëñ bi dem ba mën laa ñaan nga dem jox ko addiya naan ko am ñaanal ma. non am ñaan ma quoi, am daa may façon ñaanal. voilà comme ñoo gëm loolee ni que ñaan daa may façon, nii soo ñaanee nii kii nii nangam, soo ñaanee nii ñaan bi dina nangu, soo ay fen la. ñaan buy nangook ñaan bu dul nangu ku ko xam, ñoom ñoo ko xam, du ñuy fen ay dul la. ñaanal yàllaa xam bu muy nangu bu mu dul nangu, ñaan bu gën a dëggu si xol, ñaan bu gën a profond si xol, yow da nga ko xam. yàlla moom la ñuy ñaan, moom mooy peese ay ñaanam, mooy maye. dooma am tool fële di la wax nu nokk fële ñaanal teg ma ñaan teg nu ñaan teg xol bu muy jël. point ñaanal. mais gars yi du ñuy jël tourner sa bopp bi wow la nax la nekk fii raconter esprit ba yow à la fin tu doutes tu te dis incapable de rien faire. ñun tey jii ne Sénégal noonu leen nee naa la noonu leen sénégalais boo si kool ku lu gën a bëgg affaire de ñuuxiti moo la dàq dute. pour moom mënul def dara sans ndigal sans ñaan sans dem
c'est les gens des personnes boo xam ne lépp lu ñuy def seen àdduna il faut pour ñoom ils sont incapables de rien faire tout seul faut parce que lu tax am na ñu noising xam lu naa noise ñooy ñu kumpa dañ kumpa ñu nekk si el bi bëgg ne noo xam looy lijjanti yow amatoo privacy doo nit bu ñu xamal lépp nga nit boo xam ne que yow sa lépp ngi si biti daat fàng ñaan sax soo koy def foog nga dem jaarale ko si bi xam na say ñaan sëñ bi ñaanamul waa loo bëgg ma ñaanal waa may ma wér-gu-yaram sëñ bi xam na ni ko da ngaa bëgg wér-gu-yaram comme amoo wér-gu-yaram wax nga ko di ko amoo wér-gu-yaram kooku xam na ni ko amoo wér-gu waaw may ko waa ñaanal ma comme ça sama liggéey bi gën a dox naat comme sëñ bi automatiquement comme sa liggéey naatul parce que su naatoon soo ñëwee di nga ñaan leneen en allant là-bas tu te trahis tout seul bêtement tu te trahis tout seul à quelqu'un qui se dit am na xam-xam parce que la it mais alors que yaa koy wax lépp moom xamul dara lu mu xam si yow yaa ko wax indirectement sans le faire exprès soo paree mu ne la waaw taay gis naa sa liggéey bi doxul mais normal moo tax mu ne la kaay ñaanal ma moo ngi la mais yow tamit tellement ni ko cee con waaw dëgg jërëjëf sëñ bi mais yow yaa ko delloo sëñ bi da nga ñëw pour ay ñaan ku bëgg nga ñëw kii nangam ñaanam waaw kii nangam waa liggéey bi mën a kii nangam tooy kii sa liggéey bi mën a dox kii nangam tourné après mu daal di def affaire ba pare tourné toog daal ni waa sa gisal naa la ay affaire gis naa ni que sa liggéey bi ak sa kii temps yi daa may problème taf nga ne ko waaw wax nga dëgg sëñ bi wax na dëgg ka yaa ko wax léegi yaa ko wax léegi ñaan sax nit ñoo xam ne que nee naa la mooy loolu taalibe c'est égal à taatu neen loolu mooy taalibe égal à taatu neen génn dox si mbedd bi ñëpp di la xool loolay taalibe moo tax gisoo c'est l'exemple ki doon def leen tànku neen ñuy dox mel ni que kii nangam jël leen ñëpp loo def nu xamal la loo def jiital si un doomu xaraam boo xam yow doo ko xamal dara nag moom mu xamal la te yow doo ko xamal come on comme nag su ko defee sama gaay yi nu yemale waxtaan bi fii nu def noonu ba si beneen waxtaan daa di ñaanalante ñaanal tamit sunu mbokk ñuuxiti naan leen yàlla na leen yàlla jàppale saa waay nootu waay day def mu resi ñaata leen jaay appartement biir àjjana waaye laaj leen ko de en tout cas waaye man ma ñaanal gars yi nu doxantu quoi ñaata leen jaay appartement àjjana kay en tout cas sama gars yi yal na nu yàlla suturaal yal na nu yàlla def ay mag yu am jom si seen bopp yal na nu yàlla def ay nit yu ragal yàlla ay nit yoo xam ne ni que tey comme nu ma koy waxee rek yu fas yéene dëggu ak dëggal si seen taxawaay seeni jikko ak seeni kàddu te xam ni que àdduna lu dëgg tàmbalewul rek jàppal ni que ay fen ñoo koy tëj encore une fois ñun lu nu fi taxaw toog nekk nu fii nii di kekkantoog kenn wala qui que ce soit amuñu problème avec qui que ce soit nekk nu fii nii di saaganteeg di dugg si ay gaam mais instant bii nii danoo am lu nu naqari te lu nu naqari moom mooy sunu dëkk bi fen yu ko wund fen yu ko sanc moo ngi koy gaañ te fen yooyu noonu du lu nu gënal fen yooyu noonu nag handicapé nanu te bëgg nañ ay tontu si fen yooyu ngir yàlla wala yonent gi jox leen nu histoire bi nu mu mel bàyyi leen nu islam bi nu mu mel soxlawu nu leen ngeen yokk soxlawu nu leen ngeen wàññi soxlawu nu si seen état d'esprit lu leen soxla mooy ngeen passer le message leen wax jéem see roy saxaaba yi yu leen si jiitu woon jéem seen def seen kàttan ba ku leen si fekk tamit bañ leen a yàpp mais nekkunu fii dinaa leen pour ngeen jéem noo yokkal ay dara si islam beeg wala jéem noo doolil dara si alquran beeg wala jéem a andil ay explication su leen ñoree ba mu toll foofu loolu du ñun ngeen koy wax y'a la ligue des islamiques ak
y a les grands qui sont aw dam leen jaayante kook ñoom 100 ans yéen a ngi Sénégal bokkoo leen ligue islamique boolew nu leen si nit ñuy waxtaanee affaire islam te pourtant yéen nee ngeen seen xaadim loolu lépp lu tax kenn déggu leen xamu leen Sénégal kese la leen di boole say affaire donc yéen seen xam-xam bi si c'était reconnu à ce point ngeen woote ko yóbbu ko ba fu ngeen ko yóbbu noonu nu ngeen ko waxee donc wax bépp jullitu àdduna gi da leen di reconnaître su leen di leen woloon woo yéen ngeen bokk sax su ñuy décider wala di jël wala di toog di xalaat mais amaana xam naa seen xalaat doyul gars yi quoi parce que neex naa leen ko 1000 fois sañ ngeen a sikkar Sénégalo fëgg nit ñi ay pot ak i wañ yuuxu gaay laa ilaaha illallaah alaa laa ilaaha illallaah xaw ma lan sikkar la ni dundee di ko reeree kar seera faal alaa léegi man dama bëgg ngeen dem ay Arabie Saoudite ay Koweït comme nu ma ko waxee ay Brunei ay Qatar dëkku naar yooyu noonu xam nga ay cëccën ngeen dem foofu noonu ngeen tegal nu fa ay cant dem taxaw seen kanam naa la alaa laa ilaaha illallaah alaa xam nga laa ilaaha illallaah sikkar di fecc xam nga ngeen tëggal ay poto ki wañ lu tax du ngeen dem allah kay laa ilaaha illallaah kay ngeen wax dem leen international dem leen faut y aller moo tax ma naa leen gars yi nen bàyyi caaxaan yi wax gi leer na xam nga 1927 ba tey communauté islamique yaa ngi fi islamique yaa ngi fi affaire yëpp a ngi fi gars yi ñoom de toute façon déggoo leen sax nu boole la si mais ñoom avec tout le rôle qu'ils ont fait dans l'islam lu tax du ñu dem ñoom nu daal di revendiquer nu boole leen si du daal ni Serigne Touba moo xiix moo nekkoon tàndarma ba sa màgg xaw ma lan mooy Serigne Gaawaan kii ni wax seen affaire nu ñuy waxee ñoo xiix après moo ñëw xiixal islam tubaab bi jàpp ko def ko nii comme nu koy waxee ne comme ñu ne par force nu waxee ko noonu naar bi tamit du da ngeen noo soy wala boole waaw ñeen suñuy décider waaw tabaski bi ak weer bi feeñ naa ko weer bi feeñul julli da ngeen noo wala woo nu wax si waaw wax tamit seen arabu taqale yooyu seen arabu Mauritanie yooyu wax sax ba ndax lasi ko xaw ma kan la ñuy raconté la macha allah macha wax seen affaire yooyu ñëw toog allez-y pourquoi ñun rek lañ koy imposer saaga boole wax te pourtant yaa dem leen 0 mètre ñoo dàq joxe addiya naar su la joxe addiya nga daw de maanaam ni que ñu bëree ngi foofu noonu dem di fen naan du ñu ñëw tabax jàq rek pour ñu jox leen addiya ñu ñëw tabax si ay kër xam ne nu mu demee de comme boog demal da ngeen di bëgg addiya ñun suñu addiya yi matul dara ñun suurunu amuñu suñu pétrole jaay nañ ko suñu gaz maye nañ ko suñu pétrole xamuñu sax da dinañ si mos ak yeneen ñoo ngi toog daal di yuuxu di wax mais ñee ñoo ngi dundee seeni pétrole xaar ñee dañoo tabax ba tabax jàkk si kaw ndox bi booboo gën a dee tabax jàkk si kaw ndox bi teg ko soo ñëwee woon la ni allah laa ilaha illallah que si kar ngay dundee di ko reeree que seera fa allah laa ilaha illallah su daanoo leer rek nga bàyyi suy daanu ngay bàyyi da lay jox ba soo fa jógee soo ñëwee da ngay bàyyi jël addiya da ngay bàyyi dootoo jël addiya ku la jox addiya da ngay jooy da ngay bañ ñun lan yëpp ñun sénégalais dañ bëgg doggale ils veulent nous finir ñii ils veulent nous finir noo bëgg doggale noo bëgg doggale seen non man caam ñii Baay Faal yelwaan xaw ma lii mais seen yelwaan bi sax ñemewuñu ko seen yelwaan bi sax ñemewuñu ko xam nga ña la ñuy yelwaan xam nga soo yelwaan ngay yelwaan baadoo la ñun ñii ñuy yelwaan encore ñun ak ñoom ñoo bokk ñoom ñoo ngi judd ak ñun si biir Sénégal xam ne que Sénégal doxul ñàkk moo leen tax a yelwaan ñu ñuy yelwaan ay yelwaankat ñun ñëpp a bokk ay miskin ñun ñëpp a bokk ñun ay miskin la Sénégal charité rek la ñuy dundee ak lu nu am lépp moo munu dara mais ay ONG bu jug ñun ñëw defal nu charité nu kontaan ba bëgg de charité rek la ñuy dundee ñun du ñu kii gars yi du ñu dundee seen yelwaan ñemeew nu ko lu tax du ñu dem si borom xaalis yi yelwaan leen ñoom seen yelwaan la noo waroon dem fëgg buntu borom xaalis yi dem toog foofu yelwaan foofu naar yi ñoo tëdd si xaalis bi te xam nañ yoonu islam bi xam nañ ki dem leen pourquoi gars yi duñ fa fees suñ fa demee muut la ñuy def murit boo dégg xolal dëkk naar yu magee ki nangam su fa duggee ba génn lu muy def mooy dem jën photo wanew pour su ñëwee preuve yi muy wax mais du fa wax gu bëri de expliquer yu bëree ki nangam muut la ñuy def muut
comme boog nag yeewu leen encore une fois de plus ñu def noonu ba si beneen waxtaan beneen live beneen vidéo xam nga du def continuer waxtaan bi comme nu ñu koy waxtaanee saa su nekk daa di ñaanalante ma ne leen ñuuxiti yal na leen yàlla may xolu muñ yal na leen yàlla wëlbati yal na leen yàlla yee yal na yàlla def ngeen nekk ay nit yu conscient yàlla ngeen ximmaliku te xam ni que si li ngeen nekk nii yéen a ngi nelaw vraiment profondément te yàlla na nu yàlla àtte kilifa diine yi continuer leen rek comme nu ma leen ko waxee la gars yi yàlla dina nu àtteek yéen de yàlla dina nu àtteek yéen léegi tout cela c'est fini amatul ay toog di ñaanal keek ay toog ki nangam waaw xorom seen lu bon de xorom seen lu bon bu baax amul loolu dara ay paa yu toog fii di fen rek te ba pare ñun ñii ñuy fen suñuy moroom leen takk ma looloo ma si fekk quoi paa bi ñun la ñuy fen ba pare suñuy moroom leen takk suñuy génération leen takk quoi ay xale yu ndaw nekk si di nuuru buujeeg lu nekk nu dugg si ba pare wëlbatiku nag bëgg nu respecter leen quoi c'est fini tout cela c'est fini fin de la récréation voilà récréation fini tout le monde retourne en classe on repart au travail non waaw léegi tamit Sénégal sax foog nu commencer tamit nangu tamit benn affaire paa yu bëgg yomb yooyu noonu paa yi di takk booy ndaw yi booy tamit takk leen mairie day yomb attendez vous allez avoir la vague de gigolo de vieilles là vous allez voir paa yi nii jaay takk kii dem ba ngeen foog ne camp leen yéen a tax dëkk bi di bon yéen a tax dëkk bi commencé di dugg si ay dérive ay affaires yu noonu léegi seen doom yi tamit commencé bégal seen jabar yi wala xam nga jarbaat yeeg xam nga bàjjen yeeg jigéen ñi ñu soxla seen bopp de takk aawa mu dem ba commencé màgget bàyyi ko fi dem si xale yu ndaw yi tamit dem ba mënatunoo am seen i morom paayee leen ko gën a bëgg léegi ngeen gis xale yu ndaw yi tamit dem si maire yi loolu fa leen yi mujj de bay leen a moytu rek teel a juga kii booy ndaw mooy jël seen i copine yar ba nu màgg nekk amouret kii ànd école wàcc kii gunge di xool booy bi di màgg ñuy xool di kii ba nu si seen yaakaar paa bu kaca paa jóge fële teg si bët rek daa di ñëw rek ne ko fuuf yóbbu rek gars yi naan parce que sëñ bi laak wala parce que kilifa laak ay affaire de kii on léegi maire yi tamit commencé yóbbu si booy maire yi tamit dinañ toog waa ndoy baan moo ngi koy jaale de émission tës du ñuy sonn paa yi du ñu mënal dara maire yi dem takk xale yu ndaw moo tax balaa 2 ans 3 ans de mariage nu dee booy du leen di rey waaye yow attana too sa maire bee ne ngeen kii ni yàgg nga bëgg jël booy bu ndaw ki da lay wàccee ay AVC lu nekk veuve pam andi problème encore paa yi seen musiba rek andi toujours ñoo ngi leen duy jumbo ay pressé ay jus colorant ay affaires yoo xam ne kenn xamul ñoom ñëpp a ngi feebar ñii ngi tension ñii ngi diabète ñii ngi rhumatisme ñii ngi Sénégal kenn wéru sunu paa yëpp a ngi feebar ñii ngi sidip ñii ngi am ay jugu 1 minute 30 nu naan ko éjaculation précoce télé boo tourné rajo boo seetaan émission film téléfilm waaw ba càmba samba bu sa ginnaaw raay ta dina faj éjaculation précoce dina faj kii bi ñàkki xaw ma la ñàkkum sëy ñàkk am doom ki loolu rek tout le monde c'est kii dëkk baa ngi kii mais pas boo si gis mu ne xale bu ndaw lay takk ji kamikaze paa yi en fait daa mel ni paa yi ñoo gën a dëgër fit booy Sénégal paa yi ñoo gën a dëgër fit booy gën a pare booy téeméeri junni yoon booy danoon Sénégal daa mel da ngay juddu nekk paa màgg nekk booy yi ñoo fa nekk yërëm lu kii nanga paa yi di ko teppi lu dara jarul paa yi di ko dóor lu dara jarul laa la wax non paa yi ba 60 ans 70 ans léegi du ñuy ngénte waaw ngénte Abdou bi ngénte xale yu ndaw la ñuy ngénte y a un sérieux problème quoi les vieillards là attendez yéen billaay wallaay Macky man su ma mayoon dara terrain am yéene mu jël di ko jox mboqam yéene jam ñaaju nu koy jël di tabax rek muy may mu jël si lu mu dee 2 hectares mu wërale ko tabaxal na si pension pour les vieillards dafa doon si benn pension bu baax
comme ça nu fay mën a yóbbu ñun tamit suñuy maam nu leen fay weer sonn nen de paa yi si biir kër yi sonal nen nu du noo laqal paa yi laqal ngeen nu léegi si biir kër yi xam nga ñun tàppante bi leen foogal la ni kii am sa maam tàppante ay keeki nangam mais paa yi sonal nen nu paa bu si guro ma ñëw rek nu yóbbu la xam nga yóbbu la centre paa yu dal jàmm yi nu bàyyi leen dund ak ñoom quoi foog on commence à avoir des centres dans le pays jël paa yëpp ber leen ba si xam naa Moutala lay def chef de canton moom mooy jiitu inauguration premier malade Moutala chef de canton mooy servir coob yi xam nga rémunérer nombre de paa yi chaque jour dugg si chambre yi compter leen comme ça mu am liggéey quoi ces vieux cons là nekk foofu noonu jaaxaan di fen rek grasse matinée tëdd si ay milliards nenu nen noppi quoi bu kenn wax di ngeen wax de di ngeen wax peace love and harmony ciao nu def noonu ba si beneen waxtaan